li nga xamante ni moom moo di Nescafé suñu partenaire googu lay di ñu gunge bés bu nekk kon nag boo leen di xëdd tamit pour bañ a rek karmat ngeen daal di tëddaat nelaw da ngeen di naan Nescafé bu ko defee rek da ngeen di continuer noonu seen journée pour ñuy xëy fajar mi ngi noonu dañuy dem découvrir suñu clip du jour clip rétro dañuy ànd ak waa vidéo bu bees bu ko defee rek ñu bàkkal ñu li nga xamante ni moom la ñuy duppee hymne Mame Astou Diankha ma fàttali ni nag Mame Astou Diankha di waajur bu jigéenu suñu Mame Baye Cheikh al Islam di Mame Baye Niass Barhama Kaolack ñu déglu leen te ñëwaat. jël première Diankha maraona seeni gaay Mame Astou Diankha yaay baay igile sa añ fi sotti na masul xulo masul xëccoo masul mer ci li ñu xam daf ko fekkaan musaxoo muray ba ànd ak ertaga Mame Astou Diankha suñu maam jukkal la war na duna Mame Astou Diankha suñu maam jukkal la war na duna Je me porte volontaire ici même, uniquement pour dire merci. Mame Astou Diankha Yaayu Baye Barhama Niass. Nous te remercions d'avoir été un modèle pour nos futures mères. J'ai entendu dire que Mame Astou était tellement pieuse que cela étonnait beaucoup de ses aînés. Merci. Merci de nous avoir donné celui qui nous a apporté ce que tout le monde cherchait. Cheikh al-Islam, Cheikh Ibrahima Niass, radiyallahu ta'ala anhu. Diankha ma'un azbun bal hiya bahrun yufidu minha kullu al-khayrat wal hasanat ila jami' al-khalaiq insan wa jinnan bal wa hayawanan lidha fada minha sahib al-faydati at-tijariyati haythu yasrabu minhu kullu man arada Allah bihi al-khayra bikasi ma'rifati billahi فهي منزلة فائدة التجانية ومنزلة قطب ربانية شيخ الشيوخ مولانا الحاج إبراهيم نياس رضي الله عنه. Grandmama Astou Diankha, the mother of Baye Cheikh al Islam, who is the father of the fathers and their fathers, the greatest, the one and only. This cause he has never done or said anything bad, just the necessary only. So I heard that when she was young, Grandmama was so fierce, such an extent that they all wondered how
child his Hajj could be so pious. Thank you. Thank you for giving us the one who gave us. But everyone is looking at this. Sheikh al-Islam Elijah Ibrahim Niass. Radiyallahu ta'ala anhu. God is love. God is love. Mam astu janka ya gore. Mam astu yaay ñayu xare. Yow yaay ki muñ ba joy waré. Lolo waral ba ñu paré. Ta dan ci kar fu mu mëna dé. Te dawul fo di ay gune. Xut bu zaman fu mu wara gané. Faw mu doon fu mëna né. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 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 La ilaha kuli sa dàq ci biir suba teel di leen ziyaar bu baax a baax tàmbale ko ci turu yàlla bi njëkk te bi gën moo di Allah kon nag bu ñu ko bàkkalee ñun suñu hymne Maam Asta Diankha ba noppi dañuy tàmbale ci bismillahi rahmani rahim fas yéene koo jeexal ci alhamdulillahi rabbil alamin ci barke weer gu tedd gi ak weer gu sell gi di weeru njéggal weer googu noonu suñu borom professeur Danfakha daf ko jël rek ne ñun yéen sama jaami ci laa leen di yërëm ci lay yokk di yeesal sama yërmande ci yéen ci lay gën a tolérant kon nag loo leen def lu mu ndaw ma ful ko xanaa du yàlla baax. yàlla moo mel noonu. waaw di lay nit melul noonu. ñu ngi noonu di la ziar c'est la bonté di la delloo ziar. di nuyu Binta madame Cissé. et di nuyu chers téléspectateurs itam. et puis di wax ne justement li nga wax noonu lu baax la c'est une opportunité pour doomu aadama yi ñu gën a jage yàlla nekk ci mbaax. parce que weer koor. C'est vrai xiifal bi ci la ak mar bi ci la loolu yëpp ci la mais ñu ñoo ko choisir. C'est un acte volontaire kenn forcé wul kenn def ko bu ñu ko defee ça veut dire que c'est pour ñu gën a jage yàlla te comme yàlla kenn mun ko gis. ci bët ni ñu ko mun a jagee mooy def lu baax parce que bu ñu defee lu baax rek dañuy jage yàlla. waaw kon mi ngi noonu kon lii dafay daal di indi rek nit ñi fu leen yàlla teg. fu ñu suñu borom teg ñu war fa tegante te ñu war fa tegoo dafa am solo nit ñee salaat xol yeesal yërmande yi daal di doxal ndaxte nag loo dund bés dana ñëw dana fin kon nag buy fin yàlla na neex yàlla na baax yàlla na wuy bi rafet ndax da ngay dem janoo nag ak sa borom inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mi ngi noonu ci yàlla la jógee ci yàlla lay dellu ay bés boobu professeur Danfakha madame Cissé noo def ñu bëri appréhendé wu ñu ko wax dafa rëy de sama arab nag xam naa kiiwul ndax ab tuubeen laa waaye wax jooj dafa diis ndax boo jógee ci yàlla yaa ngi bàyyeekoo ci lu sell boo dundee bay dikkaat ci moom ana nan nga mel bay mën a amaat place ca sa borom ngir delluwaat ci jëmmam ji nga xamante ni jëmm ju sell la moo tax nit ñi war nañ góorgóorlu waat rek xoolaat suñ toogaay man mi di wax sax man nii ay madame Cissé noo def baa ñu xoolaat rek ñu àndandoo maas ñun gi instant bi ñu war a xool dafa bëri xoolaat moo tax weeru koor bi ci lañ war a mën a profité def lu bëri ñi doon def lu baax yokk ko ñi nga xamante ne daawuñu def lu baax ñi nga xamante ne voilà ñi nga xamante ne ci la ñu dëkk ñu daal di ciy sax dafay am solo surtout ci weeru koor bi comme li nga wax rek lépp luñ ci def duñ ko réccu benn yoon solidarité bi aussi ñu daal di koy yokk muy daal di saawaan baawaan nuyu leen bu baax a baax yéen ñi ma bokk ak plateau macha allah su may jàkkaarloog yéen damay kontaan waaye itam téléspectateurs yi nga xamante ne ñoo fidèle ci Subatel internet yi bàyyiwuñu leen benn yoon ginnaaw mi ngi noonu bu ñu la siyaaree ba pare foofu ñu dem ci nag Fat Bintou Rasoul moom tamit xam naa sa barke turandoo rek nañ ko démarrer lii parce que même man mi wax bi ma wax di dama ci am frisson wax bi rëy barke yàlla asma nag yaayee ndaxte lu jóge ci laaw buur suñu borom rek buñ koy wax comme niñ koy faral di waxee wax ci day ferenkulaay te da nga wax lu am solo léegi nee nga lu jóge ci yàlla day set ma dégg benn waaraatekat ne liir bu juddoo indiwul dara te ñëppay màbb di ko seeti set gi mu set ak ñàkk bàkkaar bi mu ñàkk
bàkkaar moo ko may bayre boobu Asma ci noonu laay jaaree di la nuyu bu baax a baax di la ziar madame Cissé mi ñu dénk monsieur Cissé bu baax mi waaye duma fàtte itam professeur maa ngi koy nuyu bu baax a baax naka noonu itam maa ngi nuyu mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan. mi ngi noonu xam naa monsieur Cissé moom il est comment on le dirait scotché. Ouais, il surveille ses arrières. C'est l'absent le plus présent à ce matin. Le plus présent sur le plateau. monsieur Cissé quitte un peu. mi ngi noonu nu mu dundee koor bi ba ragalul rek. Cissé ngaar yi dañoo bëgg soow dañoo ragal. dañoo xaw na ragal nag mais mu ngi koy jéggi jàmbaar la nag mais mu ngi koy jéggi. Aïcha en tout cas mi ngi noonu di nuyu équipe technique bi tonton Maba MD di déwénalaat mbokku téléspectateurs yi di leen baalu àq bu baax a baax ndax professeur wax dafa nekk lu sew. léeg-léeg nga wax frustré te ñun moom xam nga constat mooy li nit def nga constaté ko te léeg-léeg boo constaté xëy na position bi ngay toog dafay tax mu siw te siw boobu xëy na du arrangé ñenn ñi te kenn ku ci nekk borom njaboot nga ndax ku sañoon rek luy dikk ci sa njaboot wala ci seen ay nopp day nekk lu rafet waaye tamit dafay baax itam nit ñi daal di góorgóorlu rek yeesalaat seen doxalin daal di toxal yu bëri ci seen jëmm ji ba tax ne nag ñun ñi relaté dinañ relaté lu rafet lu baax yal na yàlla jéggal ñu moom mi am yërmande gu yaatu waaye tamit ci yéen tamit amuñu seen fay kon nag seen kóllëre suñu diggante ak yéen ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax professeur Donfakha dañ koy tàmbalee laata ñuy dugg ci suñu ab éphéméride am na kilifa gu mag macha allah mu wàcc liggéey moom nag dellu na ci boromam te woyam rafet na ndaxte mi ngi tudd maam Alaaji Fall MD danga may nataal bi mi ngi bàyyeekoo dëkk bu ñuy wax Koosi ñi nga xamante ni ñoom ñoo di taalibe Maolana Cheikh al Islam danañ xam ak ràññe bu baax a baax Koosi ndaxte ca Koosi la Mam Baye dugge woon xalwa te ci la gàddaayoon ngir rek gën a wéttalikoo boromam fale ci diwaanu Koosi googule mu amoon fa muxaddam ak andoo boo xamante ni mi ngi tudd Maam Ibrahima Fall Chérif kon nga xam na ni mbir mi benn la Sénégal li ko yàlla jagleel ko kenn ci àddina moom Maam Ibra Fall Chérif googule ma bokk ci njabootam man moo ñàkk tey ki nga xamante ni kooku moo di waajuram moom nag génn na àddina ca 1994 waaye tamit doom ji nga xamante ni bàyyi na ko tey mu di Maam Alaaji Fall ndaxte mi ngi ko duppee ki nga xamante ni moom moo di Maam Alaaji Abdallah Niass moom mi nga xamante ni moo nekkoon waajur bu góoru Cheikh al Islam kon nag moom tamit wàcc na liggéey fan yee ci ginnaaw ñu di masawu toute la umma islamique di wax ne rek moom bu wéy bi rafetee kuy liggéeyal yàlla bu wàccee liggéey dañ koy ñaanal leer bu yokk ak barke gi ñun ñu desee ko ndaxte wéy bi rafet na ba noppi kon kilifa yi di sàkku ci yéen ñaan rek ci suñu kilifa gu màgg bi bu baax bi tamit nit moom moo jëkk a jox micro Koosi ndax dara du neen dama ñëw rek mu ne ma ayo comme na dangaa dégg kàllaamay nasaraan ñëwal mu boole ma ak mooy li ñuy defee entretien yi ci kii mooy microphone yooyu pour joxe ko dictaphone voilà moo ma ko jox ni ma Aïcha ci Aïcha boobu noonu waa Aïcha bi yegg si ba fii kon bu wàccee liggéey MD rek may nataalam ñu daal di ko delluwaat rek li nga xamante ni moom moo di njukkal ak di ko ñaanal yàlla ndaxte nag ci barkeem rek bu ñu ko ñaanal yàlla wala barke baayam ndaxte baayam dafa liggéeyal l'islam bu baax a baax mu di Maam Ibra Fall Chérif kooku itam jot na nag ak baax na askan wi xam ko ndaxte moom itam liggéeyal na lu baax rul ëdëb mooy téere bi Maam Baye Niass njëkk a bind moom dafa ne booy seet rul ëdëb te munoo cee jot boo xoolee jëmb Ibra Fall nga xam ne ni mooy jëmb rul ëdëb te rul ëdëb mooy ruuxu bi am yar ndax ñun ñi dañuy naan jëmm ji am yar waaye ruu bu am yar kon nag Maam Ibra Fall ci sa barke damay ñaan rek yàlla yokk leeru suñu maam di wàcc liggéey te tas ñu ci seen barke yéen ñëpp kon nag dañ koy tàmbaleek suñu app éphéméride ginnaaw bi nga xamante ni nataal gi pareegul mag yi liggéeyal nañ l'islam de te liggéeyal nañ Sénégal du dëgg waaw absolument kon nag oui ñun niñ te baax nañ ci réew mi parce que ñoom ñooy tax réew mi bu yëngu mun na yëngu mais du daanu waaw te du këpp billaay wallaay Aïcha 15 avril 2021 nous retournerons au 15 avril 2002 ouverture à Dakar de la conférence sur le financement du NEPAD le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique professeur Donfakha j'en vois qui sourit sur le plateau alors en présence de 921 participants du secteur privé et de plusieurs chefs d'État et de gouvernement oui
une très bonne idée du président Abdoulaye Wade. ba léegi c'est quelque chose boo xam ne peut-être ni ñu ko développé des na. mais initiative baax na. je pense que c'est rare que souvent booy gis yu mel noonu. ci Afrique ay tubaab yi ñooy ñëw jox ñu financement après ñu jëg ne dañuy def lii dañuy def laa mais moom bu mu ñëwee dafa jël ay xalaatam. ne lii baax na ci Afrique doomu Afrique yëpp mu def ko te NEPAD def na ay jéego yu baax a baax a baax et lu mel ni je pense ay muraille verte. la grande muraille verte c'est des idées yoo xam ne c'est parti de là ay le transsaharien ah c'est-à-dire que yoon bi nekk diggante Maroc ak Sénégal et cetera yooyu yëpp c'est des idées yoo xam ne maa ngi nuyu au passage le ministre Abdoul Aziz Sow. et nekkoon le premier ministre je crois du NEPAD. et je crois que c'est une excellente chose. et il faut encourager suñu dirigeants yi ñu encourager yu mel noonu ba léegi sax NEPAD mi ngi continuer je sais qu'il y a un responsable j'ai oublié son nom dans le gouvernement du président Macky Sall. en tout cas mi ngi noonu NEPAD nekk loo xamante ni ñëpp rafetlu nañ ko na wëy rek lépp luy rafet te pare. na wëy ndax daf ñu jëmal kanam 15 avril 2013 Karim Meïssa Wade et oui est arrêté et placé en garde à vue à la gendarmerie de Colobane dans le cadre de l'enquête de la Cour de répression et de l'enrichissement illicite par la CREI alors sur les biens supposés mal acquis affaire bi nii la ndax saay. Oui. De toutes les façons, la question de Karim Wade, l'ONU l'a réglée. C'est très clair. Les Nations Unies nee nañu luñ ko arrêté luñ ko condamné baaxul dara dañ ko war a dindi tuuma yépp ci kawam jugement bi ñu tas ko. et ñu delloo ko ay droit am nee nañu sax dañ ko war a dédommager maintenant nag gouvernement Sénégal des na ci ñoom parce que mënoo wax ne man damaa nekk un pays phare dans le monde. sama diplomatie dafa baax fu ñu ràññee àdduna Sénégal ñëw taxaw nga ay Nations Unies di la wax di la jox ay ndigal doo ko def. te loolu c'est une violation de nos principes. Ensuite deuxièmement je pense que jour boobu la président Macky Sall créé problème boppam. bilaay parce que xam nga ci démocratie damay wax toujours ci démocratie fayantu mënul nekk. da ngay choisir boo nekkee président. est-ce que da ngay fayantu wala da ngay liggéey réew mi. su fekkee da nga choisir ne da ngay fayantu comme mun ci doon na suba moom bu demee keneen ñëw toog bu toogee fii day nekk fii di fayantu moom lu mu def du mun a liggéey ñaari affaire rek nga mun a def ci démocratie nga liggéey wala nga fayantu mais ñaar yi mënoo ko. kon président Macky Sall dafa gën a fayu nga liggéey wala Binta Ba yow mi yor wàllu koom-koomu réew mi. voilà Asma li ma ci bëgg yokk rek mooy nañu fexe ba nga xamante ne fayantoo duñ ko may buntu. parce que fayantoo day am buntu. tey jii bu fekkee ni dañ ma dénk benn liggéey Asma ma nekk ci xëy na amul benn comme ni ñu ko waxee benn épée de Damoclès benn corps de contrôle bu may contrôler ba tey jii ma pare ca liggéey boobu ñu ne ma kaay naka nga ko yor il faut que mu am à chaque fois ñuy saytu ba nga xamante ne bu nguur googu bu jeexee transparence kese moo fi des waaye duñ ne kii luubaloon na nangam parce que fayantoo yooyu à la longue day indi yenn frustration indi yenn problème yoo xamante ne problème Karim ba léegi dañ koy wax conditions yi mu génnee ni mu demee ba léegi les gens se posent d'énormes questions te amuñ ci ay réponses ba léegi nit ñaa ngi ciy wax di ci waxaat donc il faut muy am corps de contrôle encore une fois yi nga xamante ne mooy contrôler nit ñi ba buñ fa jógee ñëpp xam ni ils sont partis yóbbaale wuñu dara bu ko defee dinañu épargner ay procès. alors aussi foofu noonu dañuy gis benn mbir boo xamante ni dafay mel ni dañuy naan nguur dafa bëri doole. gouvernement dafa bëri doole. régime dafa bëri doole ku mu bëgg teg loxo da lay teg loxo ku mu bëgg tuumaal da lay tuumaal ku mu bëgg utal sikk da lay utal sikk te da lay gisal sikk. am nga nit bi boo xamante ni dafa bëgg xool Binta Ba ne Binta Ba de am na sikk bii te pourtant noirceur de benam bu baax bii moo fi nekk bët bi nit ki koy xool moom la ñu war orienté waat yaraat nit ñoo war a am grandeur ndaxte Karim Meïssa Wade mi ngi nii génne nañ ko réew mi amnistie dañ koy wax diggante moom ak ki nga xamante ni moom moo di Khalifa Sall waaye tamit ba tey ñu tere ko réewam tere ko ñibbi si dëkkam tënk ko doy na waar rek ci réew rek la mën a bàyyee ko alors doy na waar nag ñoo ngi bëgg nekk tàppat de bu ñu bokkoon parti duñ ko def barki Rasulullah waxati ko bu ñu bokkoon parti duñ ko def am na ñoo xamante ne ñu ngi seen biir te ñooñu war nañ leen war a saytu ndaxte dégg nañ fi seen jaloore dégg nañ fi yu bëri yoo xamante ne justice ba tey leeralagu ko dégg nañ fi aussi ay faux billets wala donc ñu fi dégg bëri na yooyu yëpp war nañ ko mën a mais ci mbedd mi de faux billet ngi ci këram ñu bañ a tooñ comme ci weeru koor lañ nekk mi ngi ci biir këram waaw Asma il faut que ñu leeral askan bi ne CREI dafa ne Karim Meïssa Wade jëlul alal réew mi waaw dañ ko tuumaloon mais ñoom nee nañu corruption ak détournement de deniers publics il est innocent
waa léegi xam nga luñ ko condamné. waaw. papam daf ko joxoon xaalis. waaw boobu temps bokkul woon sax ci gouvernement. waaw mooy xaalis bi ñu wax lam-lamee ci Monaco. xaalis boobu ne amul droit papam amul droit may ko xaalis. looloo tax ñu condamné ko il faut que sénégalais xam loolu. looloo tax ñu condamné muy enrichissement licite di ko sukkandiko ci xaalis boobu papam jox ko en 2000 maanaam léegi. bàyyi amatul droit. waaw bàyyi amatul droit may xaalis doomam. fii la bëgg yem nag professeur Danfakha. loolu mooy wax bi. il faut que sénégalais yi xam ko par rapport au corps de contrôle. inspection générale d'État cour des comptes ñoom ñëpp def nañu seen liggéey gisuñu dara. ci liggéeyu Karim Meïssa Wade. waxuma ko nag parce que man je ne suis pas du PDS man nekkuma PDS. waaw musuma nekk PDS. mais dama gis ne man Macky Sall bu mu nee 2012 man moom laa àndaloon. mais gis naa ne li ñu def Karim Meïssa Wade c'est une injustice. te injustice fépp foo koy def rek. problème yi rek ngay jël. da ngay càktu sax gis nga chômage Sénégal. dafa jógee 2012 à 10% nekk 15% en 2017 fu may wax ak yéen instant bi chômage bi mu ngi ci 20%. maanaam problème sénégalais day gën a yokk rek président ci boppam keroog bu mu waxee ni jeunesse bi comprendre na leen mais ça veut dire quoi 9 ans nga def 9 ans. comprendre woon mais ça veut dire que comme ni ñu ko waxee. xam nga souvent ñun dañuy nekk fii di critiquer gars yi yaakaar ne dañuy bañ président bañuñu président c'est-à-dire dañuy xam ne am na yoo xam ne mënul ànd. ku bugg a liggéey sa réew doo nekk fii di gis créer ay fitna. ay histoire da ngay nekk fii jubal ci liggéey bi nit yi may la jàmm nga liggéey boo mënul def loolu day indi ay toujours ay problème. Tamsir Bosco nee na Asma Macky aride kon mu xam ne ni nag man dafa am ñu jàpp ci sama mbagg mi te sama fecc day neex ala kuli àll taskatu xibaar laa damay wax. ayca. da ngay jël ay précautions. non il n'est pas comme ça quand même. non il n'est pas comme ça. yow ku la tere sa baay may la alal. oui d'accord non ça je sais parce que daf ko contrôle lu mu def foofu baaxul mais c'est pas un dictateur. il est brutal nag c'est-à-dire que moom bu bëggee dara. du si seet ay droit yéen a fàttali ko bu mu naroon voté Fatick mu nekkoon ministre de l'intérieur mu ne amoo carte d'identité munoo voté mu forcé voté moom c'est ça le style de Macky. mais c'est pas un dictateur su nekkoon dictateur non su nekkoon dictateur man du ma wax fii génn fii am jàmm ñëwaat encore c'est pas un dictateur ñoo xamante ni ay menaces la nag ci seen régime. ku ci mel ni tonton El Hadj Ahmed Aïdara. genre yooyu ñoom bu ñu waxee rek seen wax day diis. waaw mais xam nga ay man Ahmed Aïdara daa am bayre daa am bayre lu mu tudd rek de gars yi dañuy tiit dañ ko ragal rek mais je pense que de façon générale. ay Pape Alé ñooñu la ñuy jàpp ñun ñoo xamante ni tekkeekuñu dara. voilà Asma xam nga nag li xaw ma kan doon wax est-ce que tu te sens visé. au fait nekkuñu parce que des fois dañuy wax Asma. des fois nga ne ma Binta tey dal nga ci Macky bu subaa nga ne ma Binta tey yolomal nga loolu mooy juste mesure. parce que tamit bu ñu gisee lu baax dañ koy wax bu ñu gisee loo xamante ne baaxul itam ñu wax ko tey jii nit ñi dañu jàpp ne xëy na nit ki bu la waxee safaan wa rek dafa fekk bëggu la wala dara waaye ñun donte tuuti nañ sax mbaam gàtt na waaye si jur gi la bokk ci réew mi lañ bokk am nañu sañ-sañ dem gis dara ñëw alerter comme ni ko Khalifa Sall doon waxee ci émeute yi fi amoon nee na presse bi day jouer rôle avant-garde loolu itam dafa am solo ci réew. et puis c'est très important aujourd'hui on ironise sur l'aspect mais dafa nekk loo xamante ni dafa ñaaw. yow nit ki moo nekk sa xarit nañ fàttali démb président Macky Sall gi tey ca Karim Wade la jaaralee. xaritoo ak moom ay xarit muy moom. te ñoom ñaar ñoo liggéeyal seen baay Ablaye Wade. mais déglu rek professeur Mame Mbaye Niang. Amadou Ba. ca ñi ma xam man. kii di président Macky Sall ñoom ay xarit la ñu woon. te ca Karim Meïssa Wade le président Macky Sall amoon buntu ba dem ba nekk ministre. bay premier ministre. kon nag am na loo xamante ni bu ànd bi ñagasee bu àdduna jaxasoo ba jaxasoo nit da ngay deseeg sa ab ngor seen diggante tey ji nag dafa jot mu delloo ko ak yelleefam ginnaaw li ñu ko toppee yëpp CREI nee na dara newu ci dañ ko war a dédommager. dinañ ko dédommager dédouaner ko du dëgg. surtout que procureur bi nga xam ne moom moo ko toppoon. waaw moom wax na instant bi. wax na ne affaire yi dara jaarul yoon. kon léegi vraiment am na benn juge may ma Karim Meïssa Wade le président le plus beau de sa génération. un des juges Yaya Dia en plein procès. la jóg ne mais lii c'est du n'importe quoi mu dem yoonam. nga ne ma en plein procès. un des juges de la CREI. ci la démissionné.
c'est-à-dire que c'est des choses yoo xam ne c'est extraordinaire quoi. waa da ngi nii aywa ani soxo Fall soxo fii laa la soxlaa woon nga taggal ma ay maamu kii aywa yaa baax baay. yow bul tax waa Karim si ñëw kii la de. ñëw jox la ay taranga man Karim ma doy. non buñ la Karim dañ ko namm ci réew mi nag. waaw c'est vrai dañ ko téye non dañ ko namm de bi nii waroon nañ ko mën a bàyyi ñëw. dañ ko namm mu wax population bi. xam nga man li ma jaaxal surtout xam nga dañ ko doon wax ne day jël suñu xaalis pour jël ay jet privé. waaw mu doon génn fii lan moo ko yóbbu. lan moo ko yóbbaale. du jet privé. du jet privé. amatul xaalis réew mi. c'est-à-dire que mooy koo xam ne il a un réseau relationnel extrêmement dense te xaritam. même président Amérique pour mu gis ko day ran. mais est-ce que xam nga mooy xaritu Karim mooy sa war. mais est-ce que xam nga loolu borom doole bi mu àndal nag moo ragal waa réew mi. waaw moo leen tiital. waaw dañuy naan laajal ku nekk sama ginnaaw sama wéruwaay Karim Meïssa Wade dara tiital nit ñi. mais nag ils sont en train de lui donner une opportunité internationale de travailler. Ce silence-là dans lequel ils le confondent d'attirer la curiosité des Sénégalais. Ah mais je vais te dire une chose loolu je le dis c'est une information. L'émir génnul Karim parce que daf ko bëgg rek. daf ko génn pour mu ñëw liggéeyal ko. daf ko génn pour mu ñëw liggéeyal ko. lépp luy dem yenn financement yenn mënuma ko wax mais en vérité daf ko soxla woon. mais professeur vous en savez un peu beaucoup. Absolument, là, vous aussi, absolument. hein? Je peux même dire que c'est au mois de mai, quand François Hollande est parti signer les accords pour acheter 24 avions, vendre 24 avions de combat au Qatar, qu'il a été décidé que Karim sera libre. Alors là. Absolument. Il a fait un chèque de 6 milliards d'euros et je pense que l'une des conditions c'était que Karim soit au Qatar. La puissance, gros, c'est la puissance, c'est la puissance. Voilà, nous avons besoin de lui parce que c'est un travailleur. C'est pas que mu nekk seulement doomu Abdoulaye Wade, c'est très important, mais c'est parce que c'est un travailleur, c'est un bosseur. Man j'attends que quelqu'un me dise, man au début dama ko doon tooj su ma gisee ko xam ne dafa liggéey ak moom damay wax ne seen waa ji dafay sàccun xaalis mu ne nañ may ñoom ñëpp dañuy wax ne ñun gis nañu ne ku liggéeykat la. En tout cas, professeur, on a attendu, on a espéré chez le président Macky Sall l'espoir de la jeunesse. Il était l'élite de la jeunesse. On avait besoin du nouveau et du renouveau. Alors aujourd'hui, après 9 ans, les jeunes manifestent justement leur y en a marre de la situation. Ça veut dire qu'il n'a pas compris cette jeunesse qui a placé tout son espoir en lui et qu'il est en train de faire du cours de rattrapage. Oui, mais moi je pense mais ceci dit, on digressera pour aller vers peut-être que c'est peut-être le bon profil serait Karim Meïssa Wade ou bien Madame Cissé. Pourquoi pas? Pourquoi pas doom ja baay ja. mais Asma. peut-être moom bu ñëwee mais nag. mais baay ja yéen a ko dàqoon Sénégal yéen yaa ngi fàttali ko maa waxoon waxee ngeen génne ko yéen di ko justul. mais nag Asma waxtaan wax dëgg ci waaw et puis waxtaan wax dëgg ci la troisième mandat bi kenn mënu ko woon nangu. le cas bloquant le waxet bi yooyu vraiment président de la République Abdoulaye Wade boobu man mënu ma ko ànd ba léegi mënu ma ànd ak moom te moo tax man rëccu ma li ma ko votel li ma ko xeex pour mu jógee fii parce que. yow bi nga koy xeex koo voté loon. piège. non du piège mun naa ko wax. premier tour dama voté woon Ousmane Tanor Dieng et second tour ma voté Macky Sall. Ah ben Macky Sall par coalition, tout le monde a fait confiance. Voilà. Et lui, le président Macky Sall, je pense, et tout son régime, ils ont oublié comment ils sont arrivés au pouvoir. Ouais. C'est une coalition qui les a élus. Tout à fait. En 2012, c'est-à-dire Binta, Madame Cissé, professeur Nyon Lekolo, Falcomon. Ouais. Mais il a respecté sa coalition. Oui, mais je suis d'accord. am na ñoo xam ne génn nañu comme Idrissa Seck comme sunu genre yi mais ñi ci bari ñu ngi foofu ñoom Moustapha Niasse ñoom Parti socialiste ñu ngi foofu. Donc je pense que sur ce plan-là, c'est-à-dire que le président Macky Sall c'est un paradoxe. Même affaire jeunes yi, je pense qu'il avait compris les jeunes. Le problème c'est que c'est sa méthode. C'est-à-dire que moom yenn bi mu ngi fi. lépp ba programme voilà lu mu def pour jeunesse Sénégal lu mu yénnee jeunesse Sénégal lu mu yénnee askan Sénégal benn président defu ko mais ci defin bi la am problème parce que justement am na problème de méthodologie. Sur la toile gisaguma leen ngeen yëngu xanaa nag koor gi leen jàpp jamono ji débat bi bu tollaan noonu fii. da ngeen di wax di ruube dañuy ragal yàlla c'est bien ay talibé Pa Assane lañu. waaw non mais ñoom talibé information du pays lañu. talibé information du pays lañu waaye tamit doy na waar. On va venir sur quelques ramassés justement du journal de l'information, ce sera tout à l'heure, mais on poursuit avec nos effets
éphéméride dafa neexoon ñu taxaw fa rek xam nga ruube tuuti Karim Meïssa Wade dellu leen ko ak yelle fa moom ak kii di Khalifa Sall bu ko defee nag jongante gi ci lay neex waaye munoo takk sama benn tànk takk sama benn loxo bëgg man ak yow ñu bëre be moom mais tamit daf ci baax mu wax ak population bi parce que là il faut que mu justifier quand même silence bi nga xamante ne def na ko parce que ñu bëri peut-être bëgg nañ ko déglu bëgg nañu xam Karim Meïssa Wade mi ngi bind ay bataaxal yow bu mu commencé woon di woote nit yi par WhatsApp mais déggu leen lu mu indi ci problème mais Arabie Saoudite wax na ci France jëf na lu mu war a def mais président Sénégal dem na ba menacer Qatar donc ça veut dire que moom il est obligé c'est-à-dire qu'il faut que Sénégalais yi nañu comprendre il est contraint koo xam ne moom moo ko def teranga du def loo xam ne day këpp day métit du teg métit ci Qatar donc instant bi situation c'est très compliqué nañ ko comprendre noonu rek parce que moomul boppam 2024 daal bu fi président Macky Sall jugee jàmm Karim Meïssa Wade ñëwaat ne doon do ci biir kër réew mi dëkk bi neex mu naat mooy suñu naataange waaw këy tey de bëri nañu moome rek 15 avril 2020 ñu wëyal ci suñu éphéméride ndaxte bu ñu taxaw ci Karim Meïssa Wade dafa jugee doon foog mu neex moo boo amee Karim am Sonko waaw dina neex waaw Khalifa waaw am Khalifa Sall loolu day neex jongante boobu foog ñu xam am Bougane Gueye Dany waaw day neex kay waaye ay ndaw kese nag waaw ay xale kese waaw jongante ba mu neex waaw duma waaw le meilleur va gagner et le Sénégal sera bien. moo xam nga ni ñii duñ ko bàyyi mu demee noonu nañ dem ci yeneen éphéméride waaye 15 avril dañ naan ku la jox ndekki jox la añ bu la diggee reer sa xel day dal du dëgg te léeg-léeg sax bu fekkee ni respecté wul parole boobu da ngay xam da nga koy utal lay bu toll nii xëy na jamono la wala contrainte la waaye ku la dig ndekki joxu la dig la añ nga yaakaar joxu la reer nag bu ko xaar mu la koy dig 15 avril 2020 rappel adieu à l'âge de 63 ans de Cheikh Mouhidine Samba Diallo grand érudit de la confrérie Khadre mi ngi noonu natalam ngi noonu et khalife de Sagne Bambara dans le département de Kaolack mu nekkoon daaw nekkoon naqar ak tiis boo xamante ni ca njabootam ak ci toute la umma islamique mu nekkoon lu diis ñun nag 2020 dañ ci remarqué woon année boobu ay kilifa diine yu bëri yu ci wàññeeku yu bëri yu ci wàcc liggéey mi ngi noonu di leen ñaanal rek yàlla yokk seen leer te tas ñu ci seen barke ñoom ñëpp kon nag dañ koy ndar keppe fii MD mi ngi ma doon yëgal ni nataalu maam Alaaji Abdallah Fall mi ngi pare mu dendale ko ak kii di baayam di maam Ibra Fall Chérif moom moo nekk waaw ok moom moo tey micro bi waaye ka ca topp ka ca nekk ca wet ga mooy suñu maam ju baax ji tudd Ibra Fall Chérif mi ngi bàyyee ko Koosi kon nag moom mooy jëmi rôle Koosi fan la Koosi mi ngi ci biir Kaolack diggante loolu ak Kaffrine mooy zone bi nga xamante ni daal ci la Mame Baye daa demoon rek moom tamit de wéttalikoo boromam ba yàlla jox ko li mu koy jox ba yokk ko sax ba ñun ñii ñu mun cee barkeelu te fekkew ñu seen ay jamono mu nekk ndimbal bu am solo ndimbal boo xamante ni bépp jaam soxla na ko kon nag di ñaan yàlla rek ci barke baayam ak barke Maolana Cheikh al Islam bi mu dénkoon boppam yàlla na ko yàlla yëkkati ci barzak yu gën a kawe te itam yàlla yokk leeram tas ñu gën a ndaw ñi ci seen ay barke ba mu yaatu saxal jàmm Sénégal kon nag mi ngi noonu dañuy jugee foofu rek professeur Danfakha faw ñu dem léegi ci suñu ay chronique suñu ay rubrique tout à l'heure on reviendra justement un peu sur l'actualité les faux médicaments ou soit disons fraude de médicaments il faut qu'on en parle à l'heure où la santé mi ngi commencer de reprendre un peu de tonus on parle encore de faux ou de fraude ce sera problématique on en parle tout à l'heure mais en attendant on fait place à l'économie avec Bintaba. Aïcha Bintaba Ramadan al Karim dañuy fasciné dugg def focus ci prix yi nga xamante ni moom moo di prix ou quelques denrées alimentaires en tout cas les denrées les plus utilisées en ce mois de Ramadan li ci mel ni ay tàndarma ak ñenn ni mel. voilà Asma am na solo bu baax a baax comme ni nga ko waxee parce que nag koor boo ko tuddee xel yëpp dafay dem ci ndogu yu am solo yi nga xamante ne bu ngoonee soxla yi dañ koy taajal seen ay borom kër loolu nag Asma pour mu am il faut nga dem marché itam boo fay dem il faut nga am loo yor tuuti sa poos bu ko defee nga mën a dem jënd tey nag yoon la bi nga xamante ne dugg nañ ci koor gi war a dem marché war leen a xoolal prix yi yéen ñi nga xamante ne xëy na da ngeen mel ni Asma wala madame Cissé wàccagu leen ci marché ba yéen a nga toog ca biir kër ga ba tey
baax na ñu wax leen prix yi ngir bu ngeen di dem xool li ngeen mën a ràngoo def ko seen pochette mën ko yóbbu alors bu élément bi yembee dañ ciy ànd ak tonton Maba ak MD dem jëli ko des waa léegi-léegi. kilo soble 300 lay jar soble bi Fuuta lay jógee waaw. pomme de terre 350. nan ngeen koy jëndee saako wala. saako waaw. par saako saako ñu ngi koy jaay jëndee 7250. soble bi moom dañ koy peese par une tonne. ñu ngi koy peese foofu 225. waaw jamono bi soble bi dafa am ñaari façon quoi dafa am soble ñaay bi am soble Fuuta bi waaw soble ñaay bi moom moo gën a cher quoi ñun moom la ñuy jaay duñ jaay soble Fuuta bi boobu instant yii ñu ngi koy jaay saako bi 7000. waaw kilo bi 350. te client dañ koo xam sax ndax dañ ko bëgg ndax soble boobu soble ñaay bi moo gën a rafet waaw Sénégal pomme de terre nag moom moo xaw a yokku waaw fan yii moom vraiment moom gars yi yokku nañ ko quoi parce que saako bi mu ngi doon jar 6000 léegi mu ngi si 6500 7000 kilo bi ñu ngi ko doon jaayee 350 mais tey 400 lañ xëyee quoi parce que dafa yokku. tàndarma yii 100 francs la. waaw yii 100 francs la waaw. kilo bi 1200. libre bi 600 gën waa libre 300. koor gi moom tàndarma da ciy dox moo tax ñu ci yëngu. kees yi waaw ni leen koy jënde waaw. di ko détaillé nii. kees bi 10 000 lay jar. 10 000 waaw. non du yokku. Binta Ba dafa mel ni jafe-jafe moom ak àddina ñoo ànd waaye organisation dafay tax nga mun ci mucc je crois que lii mooy problème bi nga xamante ni moom moo mën a ëmb lii nga xamante ni moom la ñaxtu ni ba toog. voilà Asma gis nga ko ni je pense que doomi Sénégal ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ ku ci nekk rek boo xëyee da ngay uti loo am xeebuñu dara soble itam Asma mi ngi noonu xëy na tey jii di nga gis koo xamante ne saaku la mën a jënd parce que wërsëg yemul mën na dem jënd saakoom am na koo xamante ne mocce saaku noonu la yàlla cëralee am na koo xamante ne dañuy saam un peu partout lépp rek loo xamante ne nit ki am na ko mën bëgg a togg bu demee si marché ba am na loo xamante ne mën na ko jënd yóbbuwaat ko ci kër gi ñoom itam ñu ngi ciy gis seen bopp bu baax a baax parce que nag gis na dañu faral def la constat weeru koor bu jotee ñu bëri duñu bëgg a lekk ceeb xëy na day diis si ñoom xëy na ñeneen ñi leneen ak leneen ni ko xale yi di waxee capputeen la ñuy gën di faral di togg ay ñamu soos ak yooyu moo tax soble ak pompiteer da ci am solo bu baax a baax Mabou bu fekkee yaa ngi may dégg moo tax ñu ci mel ni Mabou ñu ci mel ni MD dañuy dem di jënd soble ak pomme de terre am na ñoo xamante ne tamit Asma nekkul sax xëy na seen poos moo diisul mais buñ jëndee pomme de terre bi dafay nëpp lu bëri wala soble bi genre ñoom madame Cissé yi dañoo moderne duñu xam nuñ koy ràcceeg nuñ koy defaree day nëpp seen ay loxo moo tax dañuy def navette va et vient di jënd par benn kilo ñaari kilo voilà Asma mi ngi nii mu nekk décor bu rafet nag parce que boo duggee ci marché bi chaleur humaine ba nga xamante ne moo fa nekk jaay ma jënd bi libre defal ma walaat ak loolu dafa nekk ambiance boo xamante ne Asma ambiance bu neex la donc voilà lii mooy Sénégal koor gaa ngi noonu Asma denrée yaa ngi noonu ñaanuñu benn yoon mu yokku tey rek maa ngi dégg ñi nga xamante ne ñoo yëngu ci wàllu ginaar yi ñoom tamit ñu ngi indi assurance comme quoi que ginaar dina am te dina doy donc yàlla na lépp doy ñu def kooru jàmm ak salaam ku ci nekk gis sa bopp nag ca wàllu bi ngay yëngu incha allah rabi loolu dafay baax nag Binta Ba c'est très bien bu ñu changer dara ndaxte askan bi ñun ci suñu biir ñoo mën a jàppalante bu ko defee dañuy am assise bu ñu amee assise xiif dina fi jugee te bu fi jugee képp ku bëgg salfaañi suñu àq ak yelleef wala ñàkk yërmande ci ñun te ñu fal la dinañ mën a am kattanu folli la mi ngi noonu dañuy dem si quelques pays yi nga xamante ni moom nga tànn ñu xool ñoom tamit seen évolution économique où ils en sont justement yër na sa voisin baax na trop dafay tax nga defaraat sa toogaay di voilà Asma comme ni nga ko waxee gis nga marketeurs yi noonu la ñuy def ñoom concurrence duñ ko bàyyi mukk dañ koy am àll bu ko defee ñu gën a mën a xool nan la ñuy positionné ak nan la ñuy toogee ñun itamit Sénégal noonu la ñu war a def parce que nag nekkuñu benn pays à part dañoo nekk ak suñuy nawle si àddina bi war a xool ci ñoom wala xool ñoom itamit fan la ñu toll ngir mën a yenn saay di natt suñu bopp ak ñoom Asma nag ci noonu tey ci tànnee fii dañuy dem découvrir ko léegi dañ ciy ànd ak Pamantambu moo ñu ko dëgtal. ngir lu jëm ci wàllum weeru koor gi kuréel gii di UNACOIS Yeesal dalal xel yi di xam ne ni daal marché yi fu mu toll nii daanaka am na ndugg ba tax ñuy xam ne nag benn yokkute duñu ko nemmeeku ci yooyu les produits ngir lu jëm ci weerum koor gi yëpp te nag benn denrée de première nécessité du manqué fii ak weeru koor gi bu ñu sukkandikoo ci kàddu directeur exécutif bu UNACOIS Yeesal
naam sax ne foofu ca réewum Congo moom ci ndorteelu atum 1980 li ñu xamle moom mooy di lu jëm ci wàllu mbay moom rek moo mën a suqali seen réew te moo nekkoon seen priorité ngir ñu mën a wàññi denrées alimentaires yu ñu jëlee ca bitim réew mu mel ne ni li ni mel autorités yi dañ ci dikkaat bu baax a baax ngir nag gën a mën a suqaliwaat mbay mi gën a dëgëral lépp lu jëm seen wàllum économie. Waga Inter delluwaat nekk bees boobule gaar ci financement wu agence française de développement lañ ko defaraatee liñ ci bëgg rek mooy ngir nag ñu désengorger yeneen quartier yi ak capitale bi kon compagnie transport yu bëri dinañ mën a nag jëlee nit ñi ci yeneen villes yi ngir yóbbu leen ci biir réew mi te di ni mel dina nag tax ba yenn ci ay gaar bi ñu doon taxawal te jaarul yoon mun a dakkal tamit lépp lu jëm ci wàllum circulation bi ñu doon nemmeeku ci villes yi mu mel ne ni boobule gaar bu yees dina am solo loolu ci transport bu Ouagadougou. Binta Ba mu nekk situation boo xamante ni dafay tax ñu mën a natt suñu bopp waaye bu ñu toogee di nekk ay deuxième wala troisième partie tamit dafay doy waar tuuti il faut que on travaille beaucoup plus et pour travailler il faut mu am accompagnement ndaxte fu mel ni Congo ñu xam ñëpp xam nañ ni mbir réew bu instable la à tout moment dafay yëngatu te pourtant ci jamono ji ñoom ñoo ñu raw donc il faut qu'on rebosse un peu hein, qu'on se revoie. Asma ni nga ko waxee noonu la waaye nag dañ koy dooree ci suñu réew fi ñu ko ndar keppee sànq ci liñ doon waxtaanee mooy nag denrée yi nga xamante ne ñoo nekk ci marché bi waa UNACOIS Yeesal ñoom ñu ngi xamle ni marché bi dinañ ko approvisionné bu baax a baax te ñi sant Kan wala ñi sant Diallo amuñu dara lu ñuy tiit ndax directeur exécutif bi nee na dinañ fexe ba marché bi lépp lu ñu soxla ci wàllum produit dinañ ko am waaye tamit ni nga ko waxee Asma noonu la Congo nag gis nañ ni ñoom depuis 1980 duñu jóg ngir yeesal seen mbay fexe ba mbay ma jëm ca kanam jamono ji duñu bëgg gën a joxaat doole mbay ma ngir rek gis nañ ni comme niñ koy faral di waxee ci réew yi mbay mi mën na leen génnee ci yenn produit xëy na yi nga xamante ne dañ koy jëlee ci yeneen dëkk yi te loolu nag Asma xaalis buy génn la xam nga comme ni ko olof di waxee luy génn du dugg rek bu yàggee day jeex donc ku nekk war nga fexe nag la ngay jëfandikoo nga koy defaral sa bopp bu ko defee xaalis bi mën a des ci poche bi Asma fi ñu koy jeexalee mooy dëkk boo xamante ne ñun ñëpp duñu am attention bu particulière foofu ndax Thomas Sankara dañuy dem ci Burkina Faso ñoom nag gis nañ ni ñu ngi yeesal seen ay gaar seen ay yu mel noonu xam naa ay xeeti genre terre laak yu demee noonu mais itam ñoom ka ko financé mooy agence française de développement xam naa ci chiffres yi nan lañ ko financé yooyu yëpp du ñàkk Asma ñu yër ko ci yeneen rubrique yi nga xamante ne ñoom ñooy ñëw. C'est très important merci beaucoup en tout cas pour ce rendu am na solo tax na ñu xam suñu bopp léeg-léeg ma dem yërnu nag Burkina bi nga xamante ni Thomas Sankara rek a tax mu siiw dëgg la yi di xool nga xamante ne ñoom mën nañoo gérer ñu daal di topp seen tànk comme ñun peut-être mënaguñu wala peut-être dañu am loo xamante ne dese nañu ñu yokk ñu tuuti idée def ciy baax mais buñ la déggee Asma dafa mel ne góor ñi war nañ mën a yokk dépense de wala ci koor gi dafa cher marché bi dafa metti marché bi ça va kii est-ce que bëggul corrompre monsieur Cissé xam nga monsieur Cissé sama xarit la nag góor ñi bu ñu yokk sama xarit bu ma paree ginaar yomb na dugub bi yomb na Asma tamit Asma dugub koor dafa metti mbaa da ngay tibal goro non dafa yóbbu suukaru koor billaay lépp pañe mama Ndak nam naa la fii ñëwal yàttal ak ñun faw nga ñëw yàttal ak ñun ti arnaqueuse yi ak arnaqueuse yi Asma est-ce que xam nga weeru koor ci ngay dépenser ah bon waaw pendant le mois de Ramadan tu dépenses de plus parce que nit ñi on a l'impression que nit ñi ci la ñuy gën a mën a lekk ndax non seulement dañuy ba pare yu bëri dafay manqué yu bëri dafay xaw a cher dañuy wax nii rek mais am na ci ñu bëri ñoo xamante ne dañuy cheral li nga xamante ne moom non mais d'accord naa ak wala ay produits yoo xamante ne professeur ku bëgg lekk non d'accord naa ak moom dëkk bi dafa makki astaghfirullah dëkk bi dafa métti non grand frère bu wax dara Aïcha en tout cas doy na waar léegi monsieur Cissé le message est lancé foo nga yokkaat xam naa ne li ngay def doy na sax waaye ñun jigéen la yàlla bindee nii du ñu doylu mu mi ngook yokk ko Aïcha mi ngi noonu mu ne may sa tendi jox ne na ma Asma Thomas Sankara rek cool de idéologie am rek amul jeng ah bon j'ai pas trop compris ton message mais j'aurais bien aimé partager ça Ndeye Maguette Bakhoum moom nee na instant yi xoolatul sax écran bi gisatu ko yow tamit koor gi teel na laa jàpp de man démb la ma koor gi pes boo xamante ne
ah non xaw ma fu ma ne. yeew rek xaw ma fu ma ne li tamit doy na waar. Aïcha mi ngi noonu en tout cas merci beaucoup à toi Bintaba pour ce rendu économique. On se donne rendez-vous tantôt samedi pour parler des entrepreneurs. Inch'Allah. Mais tout à l'heure tu restes en notre compagnie. Nous parlerons aussi de la DER qui justement commencera les financements. Professeur Danfakha est très connecté à la DER. Donc, aux questions d'emploi. On verra tout à l'heure. En tout cas, Fouta Tampi. Waaw. Siré doo wàcc fii. Fouta Tampi. Aïcha mi ngi noonu on fait place à Madame Cissé. Tantôt elle nous parlera aussi justement des astuces pour bien profiter et bien accomplir li nga xamante ni moom moo di son mois de Ramadan. C'est tout de suite. Madame Cissé, nous parlerons justement des conseils pour tenir le coup pendant le mois de Ramadan. Tenir le coup maanaam xiif gi nit ñi attan ko daal. Voilà sànq wax nga ko nee nga démb koor gi dala pes mais man démb daf ma ndengeñ. xam naa ne dafa kàllaam bi professeur nag yow. waxaatal loolu dafa la. man moom dafa maa ndengeñ boobu. te bëri na ci ñoo xamante ne koor gi da leen di jàpp ndax boo tollee ba 17h nga commencé gis nag say réserve commencé jeex nga commencé sonn commencé di miir say bët di fulu ki nga bëgg sax bu la jegee doo xam kan la. loolu yëpp daf lay daal yàlla dafa mel ni loolu la daal Samba Diallo mi naan ma Karim nobut la man am naa ko ma nopp man nobu ma Karim de dama ko bëgg déedéet caméra bi def ko ci man nobu ma ko de dama ko bëgg dégg nga am naa ko ma nopp nag tamit ku ma xool war ngaa xalaat ni damaa lamb ci weer koor lañ nekk rek leel asma bàyyi defante bi damay ambiance Première dame c'est une idée. Première dame c'est une idée. Première dame Asma Khadija. kon nga am première dame waaw moom sax Karim ñëwagul ba def choix Karim est-ce que duñu bàyyi ba Karim ñëw tamit. mu def choix parce que toi aussi tu es sur dans la file d'attente. non. Ah tant mieux. Toi t'es hors. non qu'une bise ak Nabou hors course. Une bise ak Nabou Dash. bàyyi sama jarbaat nag. waaw bàyyi sama jarbaat waaw. sama xarit la nag waaye tamit kii Karim bise. sama xarit la waaye Karim may sa waat moom bàyyi ko ak askan wi rek dégg nga ok Aïcha mi ngi noonu dañuy tolloon ci astuces yi nga xamante ni mën nañu ko def pour réussir suñu mois de Ramadan. C'est bien parce que actuellement il faut un peu de détente les gens ils sont un peu stressés crispés il faut qu'ils rient le mois de Ramadan c'est un mois béni c'est un mois de bonheur xiif gi buñ ko ragal ba ñu fàtte suñuy attitude ak suñuy habitude mi ngi noonu. dëgg la merci xiif bi buñ ko toppee ba tax na ñi nga xamante ne sax dañ doon saafonteeg ñoom bu ñu nuyoo bakkan lañ leen di fay wala dañuy romb du ñu nuyoo vigile bi da nga koy romb sax doo ko gis bu baax donc loolu yëpp ko jaru ko nañu muñ rek xiif ci ñëpp la metti c'est dans la tête boo defee sa bopp que ne bu 19h jotee wala 19h30 jotee di nga ndogu di nga mën a digérer lu bëree bëri xiif nag dafay metti ba tax na am na ñoo xamante ne bu ñu xiifee dañuy mer wala am na ñoo xamante ne duñu nekk duñu productif duñu mën a liggéey bu ñu demee seen bërëbu liggéeykaay duñ fa def dara lu baax ba noonu la ñuy ñibbee donc loolu yëpp aussi koor jaru ko moo tax da ngay jël na sa ay devant rek xam naka nga koy gérer ndaxte un mois yàggul jour yi dafa gaaw te heure yi dafa gaaw nañu muñ rek lu metti ñun ñëpp lay dal te ñun ñëpp dañ koy muñ xiif neexul ci kenn pour ñi nga xamante dañ naan dara daf maa dal ba tax na du ma woor moo tax nag il faut que ñu xam yenn astuces yi il faut que ñu xam naka la ñuy mën a def pour mën ko gérer bu baax a baax di ko tenir da ngay gis benn maçon ci mbedd mi pourtant day woor mais pourtant dafay continuer liggéeyam dafa am système boo xamante ne moom lay liggéey parce que nit kese la parfois di nga liggéey ba perdre souffle soxla naan wala parfois di nga liggéey ba xaw a mar tuuti soxla li nga xamante ne moom mooy ndox pour nga mën a nekk en forme donc ñoom ñëpp dañuy am luñ koy gérer li ci njëkk nag moom mooy il faut manger en quantité raisonnable maanaam ñi nga xamante ne bu ñu ndogoo dañu xam ni ñuy lekkee il faut que nga lekk boo xamante ne dafay baax dafay consistant en même temps dafay am ay vitamines parce que encore une fois vitamines yi moom moo lay téye pendant la journée bu fekkente ne lekkoo parce que ñun ñii di toog di wax c'est pas évident mais di nga gis koo xam dina fi nekk toute la journée di wax sur le terrain di wax ci plateau bi mais dafa am noo xamante ne moom noonu lay def pour jéem ko gérer bu fekkente dafa nekk këram heure ndogu jot day lekk ay fruits lekk li nga xamante ne moom moo baax yaa xam sa fonde yaa xam sa laax loo xamante ne dafay am vitamine loo xamante ne day am ay ferñeent yoo xam ne day tax doo gaaw a sonn mais aussi ñi nga xam ne dañuy tàmm di xëdd pour mën a nekk en forme aussi ñi nga xam ne dañu tàmm ndekki ñooñu il faut que ñu xëdd parce que bu ñu xëddul duñu nekk en forme encore une fois ñi nga xam ne 7 heures bu ñu yeewoo balaa ñuy dem il faut que ñu naan café sinon seen bopp day metti sinon seen journée du neex ñooñu il faut que ñoom ñu yeewu xëdd def seeni réveil lekk loo xamante ne dafay léger lekk sucre boobu dafay baax ci yow pour journée parce que
diggante 5 heures ak 7 heures sorewul noonu donc mën nga gaaw a bañ a yëg xiif bi noonu bu fekkente ne xëdd bi nga xamante ne moom moo ca war mais aussi pour ñi nga xam ne defuñu dara wala bu ñu liggéeyee après dañ journée bi après midi bi ñu ngi seen kër mën nañu tëdd tuuti def sieste xaw a noppal waxuñu leen da ngeen passé toute la journée internet yi yéen am na ñoo xamante ni 19 heures la ñuy rattrapé julli yëpp. merci kon ñu def fii xool ñi nga xamante ne dinañ journée bi yëpp dinañ fonctionner am ñoo xamante ne seen kër rek la ñuy nekk jël seen njegenaay daal di wéeru sol seen benn jàllaa bi jigéen ñi sol seen robe 2500 yooyu dañ koy gis ci kër yi donc loolu aussi bu nekk corps boo xamante ne dafay metti il faut que ngeen bàyyi ci xel ngeen sieste tuuti rek benn 30 minutes wala 1 heure de temps. c'est dañoo xam lool. seen liggéey parce que am ñoo xamante ne bu ñu liggéeyee journée liggéeyu kër ngoon mën nañ war a sieste tuuti rek daal di jugaat pour ñi nga xam dañuy teel a wàcc mën nañ for tuuti bët nelaw tuuti daal di jugaat loolu daf lay permettre nga am souffle ci koor gi parce que du ñëpp ñoom ñoo ko mën a digérer donc. xam nga ki mi ngi may tooñ papa Sagnam ni naan seuls les séeréer qui se comportent comme ça. dëgg nga bàyyi séeréer yi nga ne. dëgg la de. séeréer yi noonu la ñuy def Asma dajale julli bi ba ngoon bu ñu ndogoo di këppal du ñu xam lu ñuy julli vraiment séeréer yi tamit war nañoo wax ci ñoom. man wéet naa fi yow professeur tu es du sud n'est-ce pas. non xam nga man Tamba nga nekk. waaw waaw. Tamba. Kédougou. waaw Sédhiou. ñoom ak ñoom ñoo far. waaw ñoo far mais nag xam nga bu ñu faree tam te xam nga man je suis 50% là. waaw d'accord. donc bon yaa ngi commencé comprendre. mais seen ndogu dina war a neex de. professeur waaw neex na trop ñoom xëdd bi la ñuy def ñànkatang ak tii ak kii. Ibra Sané mu ngi ñu seetaan war na ci wax dara quoi. laaj ko Safia Diatta. waaw Safia. gros coucou waay. Safia foog nga expliquer ñu loolu tamit joolaa yi bëgg lekk lañ def. est-ce que duñ ko def kaldu bu ànd ak. bisaab bi nañ leen dem kër Safia il faut ñu dem kër Safia bett ko xool ñoom nu ñu dogoo. waaw parce que am na xeet goo xamante ne moom koor gi xam naa duñ ko yëg. parce que ñoom dañuy lekk lu baax. dañuy profité parce que mais ñun ñooy nekk ci mbedd yi di taxawaalu di jënd mburu di def beurre def thon def sardine donc yooyu lekk yooyu nga xamante ne dafay jaxasoo. il faut que parfois ñuy jege suñu mbokk yi nga xam ne ñoom itamit ñu ngi. ay soow la ñuy ndekki yow loolu leer na ñëpp wala meew nag ak njoor ndi nga ne Asma xam nga njoor ni du ay caaxaan. naa la ko indil. nga ne ma waaw. dañ ci cere day sekki def leen ci nànk rek. waaw nañ ci ñoom moom dañuy casqué biir bi la ñuy casqué. dëgg la koor dafa metti nañu xalaat ñi nga xam ne seen liggéey dafa metti aussi Asma ñi nga xamante ne sànq tudd naa ko mécaniciens yi ñu laal leen tuuti menuisier ñi nga xam ne ci li ñuy liggéey dafa diis ñi nga xamante ne dañuy gas ci koñ yi xam nga ne ñooñu xam nga ne seen koor metti na ñooñu seen koor dañ koy triplé ndaxte ñoom dañuy woor ba pare boole ci liggéey li yàlla bëgg ba pare boole ci liggéey bu metti liggéey bu xamante ne du ñëpp ñoo koy accepté ñooñu ay jàmbar lañ moo tax à chaque fois dañ leen di tirer le chapeau rek ndaxte loolu du ñëpp a ko mën ñu ci bëri bu ñu wooree sax dañuy bàyyi seen liggéey moo tax ñu leen di fàttali mën nañu moytu activité physique yu bëri yi am na ñoo xamante ne dañuy daw rek foo leen fekk ñu ngi daw mel ni ñu am combat nan dañ gis ci corniche yi doo comprendre xam naa ni ñuy entraîné bëri na lool war nañ mën a servir dëkk bi dara quand même ñi nga xamante ne dañoo sawar nañu wàññi tuuti sport bi période ramadan lañ nekk dañuy perdre ñi nga xamante ne moom mooy énergie bu bëri surtout ci journée bi mais il faut bien s'hydrater di naan ndox bu bëri ndox nag lañ waxuñu sucre bu bëri bi waxuñu boisson gazeuse bu bëri bi ndox bi ngay naan noonu boo ndogee dafay tax nga am ay réserve ci journée bi mais aussi di éviter soleil bi bu ñuy wax ne am na ñoo xam dañoo tàmm ker gi donc du loolu de c'est que ker gi dafa baax ci weeru koor nag naaj bu metti bi daf lay gën a gaaw sonal mën na la indil ay miir mën na la indil sax feebar mais aussi ñi nga xamante ne Asma dañuy taxaw foofu pour ñi nga xamante ni aussi war nañu mën a def visite médicale avant corps ak après corps da nga ko war a def les personnes âgées war nañ ko def surtout ku nekk ak sa yaay sa maam sa nijaay sa umpaañ nga gis ne kii war na mën a sonn ci koor gi nga gis ne kii mag la war na bu fekkente ne dafa bëgg woor na am ñoo xamante ne dañuy woor a woor ba bañuy naax du ñu bëgg bàyyi benn yoon même bu ñu faible sax dañuy woor donc ñooñu baax na ci ñun def seen doom yi wala seen jarbaat yi yóbbu leen ñu daal di def li nga xamante ne mooy visite médicale dem seeti docteur toog ak ñoom xool ba xam lépp normal na balaa ñuy mën a song koor bi parce que koor dafa metti te du ñëpp ñoo ko mën dagam jeune mënu ko sax waxatuma nag ki nga xamante ne non mais il faut pas que ça en devienne des excuses parce que ngay dégg ñoo xamante ne damaa ulcère ñi damaa hypotendu woor
barke gi ci ne mooy que dafay wàññi bàkkaar te léeg-léeg yenn feebar yu sew yi ci jëmm bàkkaar la gu ru attanul muy feeñ ji génn ci jëmmi boroom di nekk ay feebar yu sew sewaan il faut qu'on fasse le culte li nga xamante ni moom moo di nit ñi nañu woor parce que c'est vrai peut-être qu'elle parle par exemple par rapport aux personnes très âgées qui ont des dossiers médicaux qui sont très très serrés et que ñu kii leen parce que bu ñuy wax ak askan wi am na ñoo xamante dañuy toog seetaan waaw kay man am naa lay wala kii boobu bu dee bàkkaar lañ nekk di def da nga si am yool kon baax na ñu leeral bu ko defee saay-saay yu xel yooyu xel dafa saay-saay yu xel yooyu ñu mën a xam ne ni amuñu issue il faut woor am ñoo xamante ni professeur dañu laan damaa hémorroïde mënumaa woor lu jot rek lekk wala dañu laa naan damaa ulcère kay boo xëddee ba noppi kay lekk la journée ku ulcère rek a war a mën a woor est-ce que xam ngeen loolu parce que kooku bu xëddee ba noppi il a du mal à digérer donc lekk gi day jël temps balaa muy digérer ci biiram ba heure ndogu kon nag dana mën a lekkaat du dëgg kon nag il faut que nit ñi di bàyyi xel ni ces fausses excuses là ñun lay gaañ ñun lay yàq ndaxte yàlla moom ñun la jagleel weer bi ci at gi opportunité la daal waaw bu baax sax Asma benn exemple bu ndaw rek mi ngi nii den ak yow bu ma toppoon benn médecin ba tey je crois dootuma woor wala dama koy jaar bu ma fay jaar mbubboo ko parce que benn weeru koor damaa woor ba 20e jour ma commencé am ay problème ndekete xam naa peut-être li ma lekkoon la peut-être tigadege bi ma lekkoon la bi ma ndogoo xam naa nag moo jàpp sama biir bi ma dem ma am nag ay crampes yu metti mais après daf ma ne naa mois de Ramadan bu ma ko terminé mais ba mu passé dama def sama traitement année bi ci topp dama continuer waat di woor ñëpp naan ma ndax da ngay woor ma ne waaw damay woor damay essayer ma woor ma gis ne defatuma dara ndekete am peut-être amuma woon sax ulcère mais peut-être dama lekk loo xamante ne moom moo gaañ sama estomac donc loolu aussi il faut ñu bàyyi ci xel. jamono ji ñëpp a ulcère maa la wax lii jigéen ñi bëgg nañ lu yomb góor ñi aussi am na ñoo xamante ne café bu bëri bi moo tax mënuñu koo bàyyi ñi nekk ci marché aussi war nañ leen xoolaat am ñoo xamante ne dañuy nëbbatu di lekk bu ñu demee seen kër mel ne dañoo woor ci ay kilifa Ramadan de as à chaque fois moom tamit nee na maa ngi gis benn extrait Ramadan de As boo xamante ni nee na bool bi catholique bu ci koñ bi la ko doon yóbbu. ok ñëw seet si ko après def lu mu war a def. dafa jël bool bi xam nga bëccëg gi. kër famille yi xale yi ñoom duñu woor. bu ñu tollee ci yenn âge dañu war a lekk léegi dañu leen di tibal léegi dañu tibal xale yi xam naa xale yi dañoo lekk ba mu des rek. dëgg la mu dugg ci waañ bi mère bi di nelaw mu jël affaire bi di génn mère bi yow gis ko rek mu naan ko non non catholique bi ci koñ bi laa ko doon yóbbu. ay nga mel wàññi sa gàllaaj ñu jëm la moo tax catholique baax nañ ci réew mi moom. baax nañ ci réew mi moom. Asma ak naan garab virtuel yi yenn saa yi nga wax si nit waa wóoroo damay naan garab yoo xamante ne nag wax dëgg yàlla kenn du ko gis donc nañu bàyyi maasale bi parce que mën nga nax Asma prof ak Kia mais yàlla mi ñu tiim mu gën la jege sa buumu xol munoo ko nax donc lépp luñ ciy def rek nit ki moom je pense que waroo ñeme nit ñi ba pare waroo ragal nit ñi ba pare waaw voilà mbir mi koor gi du digganteeg nit ñi diggante yow ak sa borom la donc bu fekkee nag suñu àqulaay taala amuñu ay garab nañu muñ rek ndaxte yàlla tamit ut ko yombul xiif ak mar moom ñëpp xam nañ neexul mais nañ ci góorgóorlu rek mi ngi noonu kii naan séeréer bi nekk en réanimation parce que dafa xëddee cere waaw ñun la suñu jukkaloo léegi nag et puis yàlla na ko yàlla yëkkateeg jàmm et puis xam naa man li may tooñ internautes yi moo tax ñu may tooñ man tamit mais c'est très bien justement j'aime qu'on la joie de vivre s'étend un peu partout koor gi métti na méttiwul madame Cissé nee na mën nañ cee génn te duñ ko yëg léegi nag day poursuivre nañ lekk ñama suukar dafay jox kattan dëgër laay dañ naan ndox bu bëri bu ñu ndogoo ba balaa ñuy xëdd tamit ñu naan ndox bu bëri bu ko defee yaram gi biir yaram gi mën a am réserve boo xamante ni dinañ ko doxee journée bi dëgg la surtout ay fruits nañu bàyyi ñi nga xam ne neen bu ñu toogee ne dañoo anémie mënuñoo woor tamit ñooñu tamit ci garab virtuel yi nga xamante ne Binta moom la wax léegi moom la ñuy jël donc lekk leen fruits moo tax mois de Ramadan da nga koy préparer avant ak après donc avant bu ñu nee nga préparer ko mooy pour ñi nga xam dañu am feebar yu sew sewaan yi ñi nga xamante ne dañu xaw a kii war nañ mën a jël ay vitamines pour jigéen ñi nga xam ne aussi dañu xaw a faible mën ngeen dem jël ay vitamines bu ngeen demee xool seen médecin war ngeen dem ci pharmacie bi jël ay fer jël ay vitamines yi nga xamante ne moom la ñuy manqué dafay tax nga gën a dëgër Asma def ci baax waaye tam beneen point boo xamante ne moom la
ñuy tëjee pour beneen yoon ñu mën ko ibbi muy pañe yi nga xamante ne c'est pour les diabétiques yi waruñu leen fàtte pour ñi nga xam dañ leen war a yóbbu suukaru koor ndax ci la ñu bokk moom ñu woor que ñu ñàkk a woor pañe diabétique dafa am bu ñu dem ci grande surface yi rek daal di jël lépp loo xamante ne rek dafa am sucre bi nga xamante ne moom la ñuy tere daal di koy def ci pañe jox ko diabétique xam nga ne loolu mooy du ko consommer du ko utiliser donc loolu aussi il faut que ñu tijji beneen parenthèse pour loolu. incha allah rabbi wóolu nañ la ci dinañ ci gën a yaatal alors kundul sant Xaadimu Rasuul nee na ulcère par degré la d'accord mais dama ne. phénomène ulcère mi ci réew mi gune yi di ko foowee laa wax ma ne la xale yi dañuy tuur lëndëm gars yi te su mënuñu tuur lëndëm seen bopp ndaxte yàlla moom lañ koy séqal te moom il est omnipotent omniprésent xam na lépp lu ne fu ne ak nu mu fa tëddee donc il faut justement les sensibiliser pour ñu mën a waxuma nag ñu am maladie chronique parce que y a l'ulcère chronique qui fait que justement sa lekk am na nu la ko sa médecin di orienter ak di organiser ba il faut que nga lekk du dëgg mais am na ñoo xamante ni amuñu chronique exemple bi madame Cissé joxe mooy exemple la plus palpable dem na ñu ne ko ulcère la alors que peut-être même ni ñu ko waxee maldigestion la wala bokk li mu lekk dafa diis wala li mu waaye tiga dege bi la tiga dege bi justement et il suffit d'une seule fois pour que certains arrêtent justement de jeûner toute leur vie ab ndaw looy bañ a woor te woor bi nekk ngënal ci yow professeur Danfakha waa ministère léegi ñu ñëw waaye dafa mel ni phénomène li nga xamante ni moom moo di faux médicament nee nañ tantôt faux ou fraude de médicaments MD élément bi bu paree laata waa ministère di ñëw ñu seetaan ko te ñëw. ñu amoon ay information ci lañ def commande ñun ay médicaments wax kii nga xamante ni moom mooy suspect bi mu wutal ñu ay médicaments parce que ñun dañoo présenté wu comme des professionnels de la santé pour mën a am médicament yooyu noonu kooku noonu ci la ñu ñëw yónnee ay kees yu bari bañ jëlee loolu noonu xool ko ci lañ dem def lu ñuy tuddee perquisition ñu nga fekk plusieurs tonnes bañ koo xaymaa ak waa direction pharmacie ñoom nee nañ lii ay milliards yu bari la nañ arrêté nit ñi indi leen fii boo seetee am na ñaar ñi nga xamante ni ñoom ay étranger lañ ñeneen ñi am na ñoo xam ne ci professionnel santé bi dañ nekk na juróom benn nit yoo xamante ni lañ teg loxo. MD ji la jaajëfal dañ koy duppee rek ak li nga xamante ni moom moo di appel téléphonique bi ñu séq ak kenn ca chef de pharmacien yi bu ko defee ñu gën a mën a xam laata ñuy gën a yaatal waxtaan gi. li ñuy àttu mooy tey dañ ne ay faux médicament dafay dugg ñuy fàttali ni du ay faux médicament ay garab la yoo xamante ni fa garab war a jaar pour dugg Sénégal jaaruñ fa pour dugg Sénégal waaye garab yi seen bopp ci xibaar yu ñu am amuñ benn problème boo xam ne nekk na ci waaye nag garab buy dugg Sénégal dafa war am këyit bu wane ni garab bi mën nañ koo jaayee Sénégal te daa am ñu fi war a jaar ci ñoom ñu dugal ko Sénégal léegi nag dañoo gis ñu jaar feneen pour dugal garab yooyu waaye garab yi ci seen bopp dégguma fenn fu ñuy wax baaxul lii nag di fàttali rek lii rek di dëgëral rek lii rek di nekk preuve ñun li nga xamante ni tey ñu ngi koy xeex di ko wax muy problème boo xamante ni bëgg nañ président de la république dégg ko. Voilà professeur situation bi fii la toll fi ñuy naan lépp luy jëm ci santé dafa taggatémbe président de la république doon ko dooleel ñoo ngi gis ne ni te lii borom doole ku dul borom doole amoo pexe bi du dëgg médicament yi nee nañu du faux médicament vrai médicament la mais conditions yi ñu koy dugalee ci réew mi moo frauduleux kon nag tey jii nii est-ce que ñun Sénégal war nañ toll fii di lijjanti yi quoi affaire de fraude ci jamono joo xamante ni dañ naan mbirum santé gi dañ ko war a gën a yokk. waaw quantité bi ñu gis. bëri na lool. ak lu tax mu amul benn papier xel ñaaw na daal. torop. ci dans un pays organisé am na ñoo xam ne tey dañu waroon démissionner. ah oui. parce que lu mel nii mais c'est une catastrophe. ah oui sanitaire. noo mun a am dans un pays comme le Sénégal nga xam ne dañu nekk ci situation mbas ay seringue ñu koy denc dans des toilettes. ñu koy. Je m'en vais vous faire la lecture du communiqué numéro 410
du ministère de la Santé et de l'Action sociale de ce jeudi 15 avril 2021. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1315 tests réalisés, 46 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 3,50%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 15 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 31 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 29 cas, dont 3 à Diamniadio, Grand Dakar, Keur Massar et Parcelles Assainies, 2 à Guédiawaye, Médina, Ngor et Sacré-Cœur, 1 à Amitié 2, Cambérène, Cité Tako, Hann Bel-Air, Kounoune, Ouakam, Pikine, Scat Urbam et Zone B. Dans les autres régions, nous avons 2 cas, dont 1 à Mbour et 1 à Kolda. 53 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 17 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Un décès a été enregistré le mercredi 14 avril 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés ou suivis est jugé stable. À ce jour, 39 606 cas ont été déclarés positifs, dont 38 343 guéris, 1085 décédés et donc 177 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances à la famille éplorée et souhaite un prompt rétablissement aux patients retenus dans nos services et à ceux qui sont également suivis dans les domiciles. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination contre la COVID-19, 376 974 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective, tout en leur faisant les recommandations du jour. Notamment, prenez soin de vous, de vos proches et de la communauté et veillez sur les conseils de ce matin axés autour du port correct de masque, bien ajusté couvrant la bouche et le nez, le lavage fréquent et régulier des mains à l'eau et au savon ou l'usage de gel de qualité pour la désinfection de vos mains. Enfin, les personnes ciblées par la vaccination contre la COVID-19 sont invitées à aller se faire vacciner au niveau des lieux de vaccination désignés, de conserver leur carte de vaccination après avoir été vaccinés, de ne pas oublier le rendez-vous pour la seconde dose et enfin de continuer à respecter les mesures barrières comme tous. Je vous remercie de votre attention. Assalamu alaikum mbokk yi ma jotali leen communiqué bi bàyyeekoo ministère de la Santé et de l'Action sociale tey bésu alxames fukki fan ak juróom ci weeru avril mi ñu nekk. Ministère de la Santé et de l'Action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci junni ak ñett téeméer ak fukk ak juróomi test yi ñu def ñeent fukk ak juróom benn ñoo ci positif. ci positif yooyu am nañ ci fukk ak juróomi cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñu fi ñu ko jëlee walla fekk dañoo fukk ak juróomi cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñi yore doomu jàngoro ji. amuñ ci benn cas bu jógee bitim réew maanaam importé waaye am nañ ci fanweer ak benn cas communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñu fi ñu ko jëlee walla ki leen ko wàll. ñooñu seen lim nii la tëddee ci Ndakaaru ak li ko wër am nañ ci ñaar fukk ak juróom-ñeent yu tëddee ni ñett ci Diamniadio Grand Dakar Keur Massar ak Parcelles Assainies ñaar ci Guédiawaye Médina Ngor ak Sacré-Cœur benn ci Amitié 2 Cambérène Cité Tako Hann Bel-Air Kounoune Ouakam Pikine
Scat Urbam ak zone B ci région yi am nañ ci ñaari cas benn ci Kolda ak benn ci Mbour juróom fukk ak ñett si malade yi entré woon hôpital ak ñu doon topp ci biir kër yi wér nañu bés ni ki tey dinañu génn si yàlla ànde fukk ak juróomi malade ñoo nekk réanimation benn malade moo ñàkk bakkanam ba su démb alarba fukki fan ak ñeent ci weeru avril mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal wàññi na fanweeri junni ak juróom-ñeent ak juróom-benn téeméer ak juróom-benn ñi nga xam ne ñoo jot ci doomu jàngoro ji ci ñooñu ñu jot a wér ñu ngi toll ci fanweeri junni ak juróom-ñett ak ñett téeméer ak ñeent fukk ak ñett ñu génn àdduna ñu ngi toll ci junni ak juróom-ñett fukk ak juróom ñu nekk ci traitement ak ñi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi ak ñi nekk ci lalu hôpital yi ñu ngi toll ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal kooku génn àdduna yàlla xare ko àjjana di ñaanal ñooñu des hôpital ak ñi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi leen di xamal tamit bi ñu tàmbalee campagne vaccination bi ñu jagleel mbas mi ba léegi ñu jot a ñàkku ci biir réew mi ñu ngi toll ci ñett téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn junni yu teg juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu gën a sàmmonte ak digle yi ñu joxe bés bu nekk di leen wax na ngeen aar seen bopp aar seeni njaboot aarale askan wi di bàyyi xel ci mbir yi di sol seeni masque ni mu waree masque dafa war a muur gémmiñ ak bakkan di raxas seeni loxo saa su nekk ndox ak saabu la di jëfandikoo gel yu ànd ak qualité nit ñi nga xam ne ñoom lañu jagleel aussi vaccination bi ñu pour mbas mi ñooñu tamit li ñu leen di digal mooy nañu dem ci bërëbu ñàkkukaay yi bu ñàkkaw ba pare nañu denc seeni carte de vaccination bañ a fàtte seen rendez-vous ngir tollante ñaareelu dose bi te nañu wéy di sàmmonte ak digle yi ñuy joxe bés bu nekk ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam. di jaajëfal bu baax a baax ñoom waa ministère de la santé di wax ne rek mbas maa ngi fi ba noppi vaccin yi tamit ne fi kon nag nañu fagaru moo gën faju bu ko defee rek le meilleur moyen de fagaru moo di dem vacciné wu kon nag am na ñi ay ndaw professeur d'Anfaxa ñuy wax ne dem nañ ñoom sax vacciné wu waaye première li ngay am mooy sa bopp des métiers je pense que c'est normal tous les vaccins ont un petit effet sur la personne yàlla na doon petit effet te li ci des yëpp continuer di rafet ba heure bi du dëgg te itam képp kuy tukki avec le temps il va falloir avoir son carnet de vaccination et voir le vaccin du Covid-19 ci biir kon nag il faut ñu bàyyi ci xel am na ku may naan Binta Ba waa Maroc Binta nuyu leen sa tur bi laa mënul lire kon mënumaa jottali waaye nee na bu sañoon daal def la soxna ci weeru koor gi loolu je pense que dina mat parce que sama doom laa toogal bu ma joxee accord rek voilà ay ca boog bismillah bismillah nag gaaw ñëw simmi ay marakisam asma ndax buñ naanee ndox nag wax dëgg neex yàlla dinaa xool marakis yi daal teel na ci moom trop maa ngi lay ziar bu baax a baax noo def sant yàlla alhamdulilah. macha allah naka koor gi. ça va. baaxoonu la. non man. xam nga moom macha allah. toor man koor du ma yëg sax weer bi ñëw na wala ñëwul. nga ne ma. tàmm naa xëy ba ngoon du ma lekk. waaw borom daara ji sama waa famille sax xam nañu. borom daara la nag man daal naan ataaya naan café après doxal. nga ne ma. moo tax nag waxu sëy boobu noonu ñu doon wax baax na ci ndaxte ataaya moom naara ca gën. moo ci gën a gaaw itam du noonu. ñu toll woon ci waxtaan gu am solo Haj Mansour. moo di mbirum fraude de médicaments yi fii MD boo ma mënee illustrer ngir ñu dekkilaat mbir mi ci xelu ñu ñuy seetaan moo di fi ñu toll ci mbas mi mbirum santé xaw taga tembe ñu koy bëgg dooleel may ko tonus ñu gis na ni lu toll nii ci médicament MD may ma élément bi bu ko defee ñu mën a xool carton yi nu ñu bëree ñuy waxtaanee li nga xamante ni moom moo di fraude de médicament ñuy dugal ci réew mi ay médicament ci yoon boo xamante ni jaarut ci yoon
waaw xam nga woon fraude bi sax déjà loolu mën naa ko nangu parce que dañ ko jaarale ci yoon boo xam ni jaarul yoon. mais comme interprétation yi dafa bëri xam nga fraude médicament. ak faux médicament duñu benn. bokkul waaw faux moom duñu ay faux vrai médicament la. bu ko naan faju. donc bu fekkee lépp nekkul maanaam lépp bu fekkee ay médicaments yu baax lépp fraude la mu nekk ay médicaments yu baax donc ce qui est sûr et certain am na ay ponkal yu nekk ci ginnaaw. waaw. yoo xam ni xam nañ fi ñu ko jëlee. xam nañu ni ñu ko dugalee. xam nañu fi ñu koy jaarale. léegi ñun Sénégalais li ñu soxla ci moment boobu mooy enquête bu leer nañ ba ñu xam ñu ci bokk. waaw benn mais buñ ko def nag yoon pour am ñu sacrifier. waaw. parce que garab yooyu l'essentiel mooy baax na wala baaxul bu fekkee baax na gouvernement bu Sénégal. waaw bu ñu ko xamee ak bu ñu ko xamul. am na ay localités yoo xam ni pharmacie luxe la fa. ba léegi am na ñoo xam bu ñu amee pour jënd benn garab dolamine biy faj douleur genre paracetamol daañu dox au moins lu ëpp 15 kilomètres pour gis benn pharmacie bu ñu jëndee garab moo tax seen association bi seen président Kader Dione c'est un ami d'enfance def na jàll na suñu rédaction donc bi mu waxee dama ni kii li mu wax sax daf ko xam d'ailleurs parce que ñoo bokk village bu ñu yaroo donc xam nañu ni ñun suñu côté yooyu ba léegi pharmacie luxe la fa et c'est 70 kilomètres de Dakar soriwul. même pas 50 minutes. gouvernement bi ak ministère de la santé dañoo war a fexe. ba ñuy jàng doon ay pharmaciens ay docteurs pharmaciens ñu jàppandalal leen di leen jox ay autorisation ñuy ubbi ay pharmacie ci gox-goxaat yi gën a xëccu ci Sénégal ba ku am ordonnance ak bu mu mën di doon nga mën koo am. ci fi ñu la ko bindalee nga mën ko jënd mais bari na ay gox-goxaat yoo xam ni Sénégalais yi dañuy sonn pour am benn ordonnance bu ñu leen bindal. dafay nekk luxe ci ñoom. loolu nag la xel mënatul la muñ ba léegi moo tax xeetu garab yi ñu doon jaay nii am na pharmaciens yi ko doon jënd. di ko teg seen ay pharmacie mais itam ñi koy tas ci dëkk bi bu fekkee nekkul luy lor defe naa ne aw soññ la sas la ci gouvernement bi ñu gën a redoubler effort xam ni. garab yi Sénégal yi soxla amaguñu ko te ñoom ñoo ko tënk. justement kon ñu waxtaanee waat rek mbirum wàllum taxi xëy na lii bu demee ba taxaw professeur Danfakha dafa mel ni taxi ñuy teg ci garab yi xëy na mooy diis ba nga xam ne ni luubalkat gi saay-saayu xel gi di ko jaarale ci yoon wi donte baax na aussi option la ñu mën ko tasaare waat ci askan wi bu dee du lu lore nit ñi mën cee jëriñoo ci jamonoy mbas mi nga xamante ni nee nañu toutes les maladies on doit les prévenir parce que la Covid-19 daf ñu won ni mbir mi à tout moment ça peut exploser et soo ko parelul rek da lay mën est-ce qu'il n'est pas temps justement on parle de 2 poids 2 mesures il faut pas sacrifier certaines personnes mais il ne faut pas non plus protéger certaines personnes parce que lii borom ponkal rek borom doole rek a mën def lii waaw xam nga sànq dama doon wax ne lii c'est quelque chose de très grave c'est-à-dire que dañu war a xam exactement kan moo deful benn service moo deful liggéeyam te ki nga xam ne moom moo yore liggéey boobu dañ leen war a sanctionner wala ñu sanctionner seen bopp benn ñaareel bi mooy affaire taxe man xalaatuma mu nekk problème boobu lu tax parce que ñiy indi garab ci Sénégal du ñoom ñooy fay taxe population yi ñooy fay taxe c'est-à-dire man su ma indee garab mu dikk ma 200 francs ma ñëw état ne ma 50 francs ngay fay ci taxe man su ma koy jaay dama koy jaayalee 250 ak teg ci sama bénéfice. donc loolu mënul nekk li xel mën a ñaaw mooy lu tax gars yi déclaré wuñu marchandise bi ça veut dire que probablement. bu ñu defee test yi. waaw dinañu gis ne médicaments yi baaxuñu. parce que xam nga médicament dafa am jaar-jaar. waaw temps yële bu ñu amee problème vaccination. dañ doon xool seringue yi fan la jaar. waaw kan moo ko defar. ci yenn anam la ko defar. vaccin bi bu mu ñëwee fan la ñu ko stocké. loolu yëpp dafa am solo parce que du garab bi rek mais circuit bi maanaam fu muy joxee kan moo ko defar kooku est-ce que xam nañu ko est-ce que obéi na et cetera ak kan moo ko transporté ni ñu ko transporté conditions yooyu yëpp koo xam ne da nga bëgg a soustraire ci loolu c'est que li nga yor warul baax mais enquête bi dina ko woon. enquête dina ko woon donc je veux dire que du mënul nekk problème mu taxe. nekk na loo xam ne njublan la te ñi ko def liñ ci jubul mais man li ma ci gën a choqué encore. waaw mooy ay pharmacien ñëw jënd garab boo xam ne jaarul ci circuit. jaarul ci yoon waaw loolu franchement ordre des médecins
et ordre des pharmaciens dañu war a jël mesure parce que loolu c'est une responsabilité là c'est inacceptable. pour de tasaarewaat ko ci askan wi ñoom ñi nga xamante ni parce que lan mooy différence entre docteur en pharmacie et quelqu'un qui vend des médicaments dans la rue lan mooy différence bi c'est parce que ki nekk docteur en pharmacie il sait ce qu'il ne faut pas faire pour lor doomu aadama yi te bu demee ba def loo xam ne dafay doomu aadama mais c'est une action vigoureuse et que l'ordre des pharmaciens doit prendre aujourd'hui parce que lii dafa doy waar. mais professeur il faut ñu xam garab bi fan la jógee parce que bul fàtte ni Sénégal. bokk na ci réew yi nga xam ni ñoom ñu gën a nourrir ñoo gën a dundal industrie pharmaceutique bu France. Sénégal bokk na ci. loolu lu am solo la ci ñu tenir ci compte xam nga Tunisie ñu ngi defar. Maroc ñu ngi defar Égypte ñu ngi defar donc bari na yoo xam foofu lay jógee mais yi jógee France daanaka yi ëpp Sénégal lu ñuy consommer ci wàllu pharmacie. industrie pharmaceutique bu France moom moo koy joxe. waaw business bu doy waar la bu xam ni ngaak du ci dugg. c'est-à-dire sax dañuy wax ni système la boo xam ne intouchable la tudd. ci ay documentaire yu ñu seetaan ñun gis nañu fi ay africains yu gis yu retrouver ay xeetu maladie comme ay sida et cetera. annonce ni mun nañ ko faj dañuy jékki-jékki ñu rey leen. ñen ñoo nekk ci ginnaaw donc ay documentaire ñooy wane loolu yoo xam ne ay français ñoo koy def jafewul pour nga am benn documentaire parce que li ngay wax nii am na benn documentaire boo xam ne yàggul dara ci jamonoy Covid bi njaay mi taxul mu bari lool te France du Sénégal dañu naan la garab bi bu desee tant de mois dafa yàqu te bu yàqoo bu jeexee date bi bu périmé nekk ñu fi gis ko ci pharmacie bi gis nga daan bi tegu sa kaw donc bu desee 3 mois 4 mois di nga fexe mu génn. da ngay day génn nag ñu dem sànni ko parce que am na garab yu bari yoo xam ne doxul. parce que Covid bi moo taxoon dañ koy génn sànni ko wala dañuy anticiper bu desee 5-6 mois ñu teel ko génnee ak benn quantité moo tax ma ne ci enquête bi faaw ñu leeralaale fan la jógee. parce que bu fekkee dafa jógee ci pays occidentaux yi. normalement donc dafa war a départ. non Chine la jógee. amaguñ ci lu gis naa ci ñuy bind made in China. mais amagul confirmation. en tout cas ci carton yi bind nañ ci made in China. Chine même boo demee France. ci seen ay jëfandikukaay yi ñuy jëfandikoo. waxuma garab bi ci boppam seen ay jëfandikukaay yi ñuy jëfandikoo. ay seringues ak yu mel noonu am na ci yu bëri Chine lañ koy defaree. parce que Chine moo toll foofu ci wàllu industrialisation. seen gox donc. Voilà quoi. En tout cas, le problème, il est posé. Nañ ñu éclaircir. Haj Mansour, professeur d'Anfara, Madame Cissé ak Bintaba, dafa doy waar jamono joo xamante ni dañuy toog di wax transparence ak traçabilité. Loolu la askanum Sénégal soxla. Gune yi loolu la ñu soxla. Loolu taxoon ñu wàcc ci dëkk bi te bu ñu fàtte ni suñu koom-koomu réew la ñuy yor maanaam l'impôt bi ngay fay professeur bi may fay ak bi keneen ak keneen di fay moom la ñuy dajale di doxal réew mi. Du dëgg kon nag war nañoo mën a won ci firnde fan lañ koy jaarale fan lañ koy awale ba tax ne lépp luy luubal war na fee jóge lii nag moo mat a xeex waaye du ay tëj Karim Meïssa Wade wala bañ a amnistie Khalifa Sall. Mais Asma, rapidement aussi féliciter la sûreté urbaine. Et le commissaire et ses hommes vraiment ils ont fait un excellent travail. Et donc alhamdulillah vraiment voilà. Bravo. waaw bravo. lii la parce que ñoom askan wi lañ fi nekkal. te lépp luy lor askan wi suñu kaaraange dañ leen ko dénkaane. kon nag lépp li nga xamante ni moom moo war ci ñoom ñu aar ñu rek dañ koy def ton gàcce ngàllaama yéen te waaw góor dafay yokk ngóora gën leen yokk rek bu ko defee rek képp ku fi indi luubal léegi mbir mi bu naree dem ba tribunal nag comme dañuy naan 2 poids 2 mesures fexe leen rek ba rusloo ñi koy wax mi ngoog waa benn tali na ñoom ñoo ngi jooy ndox ba tey ca koor gi ñuy jooy ndox ani SDE wala ay dootul SDE wala nan la seen asma bu ndox amulee day metti parce que ñu ngi ci période Covid mais loolu problème bu récurrent la par exemple boo demee parcelle ñoom guddi gi rek la ñuy faral di am ndox te loolu dafa yàgg persiste fa donc problème ndox bi keroog rek yàggul ministre bi génn di joxe ay assurance dégg nañ tamit li président wax mais daal nekk na au quotidien problème boo xamante ne franchement population ñu ngi koy jànkoonteel.
en tout cas doy na waar mi ngi noonu c'est un constat léegi ñi fa nekk di yor wàllum ndox mi yaakaar naa ni weeru yërmande la weer bu barkeel la léegi ngeen seet si yàlla rek daa di indi yombalal mbirum ndox mi ci diggante dëkkuwaay ak askan wi. c'est que ñi ngay waxal noonu ay nasaraan lañu dégguñu li nga wax. ah bon parce que ils ont mis Sen'Eau suñu ndox nasaraan yi ñoo ko yore. waroon nañ ko tuddee seen ndox nag. waaw tem nga wax leen ko ci français rek. mais Ndiaye Diop moo yor seen communication. waaw mais xam nga ñoom wax na ci seen TV. ay sénégalais lañu li ñu coono bi benn la. mais nasaraan yi ñoom ci boppam ñoom ñoo war a. nee na ñaari tali dafa nekk ci ay montagnes et puis dafa ne dañu ne si jamonoy tàngaay donc loolu moo tax. mais citerne bi na fa gën a bëri. na fa citerne yi gën a bëri. waaw na fa citerne yi gën a bëri dama bëgg a wax rek. dañuy doy citerne yooyu ay prête. waaw mais ñoom bu fekkee ni ci montagne la dafa jafe. ñoo ngi seetaan ci nañ wut solution kon. solution boobu. vraiment bu ñuy distribuer ndox mi citerne buy distribuer ndox mën na fa dem chaque fajar. parce que am na koo xamante ni. mais fii amul ay immeuble yu am 10 15 20 étages. Sénégal am na lu tax ñuy am ndox. waaw. donc am na yoo xam ne y a des solutions. waaw y a des solutions quoi day jàppale ko xaritam de. non il donne l'explication. non joxewuma waxu. non jàppalewuma leen ñu. waaw kay. non c'est-à-dire que li ñu argumenté. waaw. dafa ñàkk respecté. nit ñi. de telle sorte que bëgguma ci commenter. c'est clair. non dëgg non ndox mi mënut a nekk ci SONES jóge fa ñëw SDE. muy def ay amélioration ñu jékki-jékki waa Sen'Eau ñëw ay tubaab ñu jaay leen ko ñu ne ay privé lañ. laataa ñuy valider sax 15% bu ci travailleur SDE yi am dañ ci sonn bi bëgg a dee. bon ñu demandé leen ñett ci cahier de charge bi nga xam ne moom la ñu wax journaliste yi mooy ndox dafay am quantité bu doy. waaw ndox mi dafay am qualité. dañuy wàññi facture bi. ñett yooyu yëpp lañ loolu lañ ñu wax. loolu tax ñu jël ko nee na loolu lañ juboo ak waa Sen'Eau. mais yéen vous ak sénégalais yi ñuy seetaan est-ce que gis ngeen loolu. est-ce que gis ngeen facture wàññeeku. non gën a yokk. est-ce que am ngeen quantité ndox bu doy. déedéet non. est-ce que ndox mi am na qualité. déedéet non. ñett yooyu taxoon ñu jël ndox mi jox ko waa Sen'Eau bi ci des dafa am ay communes yu mag ay dëkk yu mag yoo xam ne waa OFOR ñoo fa nekkoon. gestion ndox bu baax muy dox. comme Touba mais xam nga léegi comme Touba ay communes lañu mais communes yu mag lañu. am na ville sax yu ñu ëpp. bi OFOR yore gestion ndox bi dañu xëy un bon jour jël gestion ndox bi légué ko waa Sen'Eau Sénégal yi xamuñu ci ban condition xamuñu ci nan parce que ñaari gestion yi duñu benn. Sen'Eau bu ñu ñëwee dañuy indi seen modalité bopp dañuy changer compteur yi dañuy changer facturation bi. te dañoo ñëw fekk ñu monter leen lépp. forage tout est ok. ba ci équipe ba ci ay locaux yi nga xam ni fa la OFOR nekkoon. mais Sénégal yi bëgg nañu xam bu ñuy jël benn ndox boo xam ni OFOR kuréel gu Sénégal moom la gouvernement bu Sénégal ñu koy jox benn privé tubaab war nañu xam ci yenn condition la ñu leen légué yenn gestion yi ci yenn ci ay dëkk yu mag a mag. comme ay Touba comme ay Ngexox et cetera loolu benn la ñaareel bi ci des dañuy demander dëkk yi am ndox ba noppi. nekk ci loxo OFOR. pourquoi OFOR installé wu ba noppi di joxe ndox ba mu des distribution ak facturation ñu jox ko Aquatech benn suñu société canadienne bu ñëw fii am fi ni ne yaam di exploiter ndox bu Sénégal c'est-à-dire que li ñu defal Aquatech defal ko waa Sen'Eau sénégalais bu ñu ko defal nga nekk milliardaire. dëgg la moo tax ñu samp ay laaj que gouvernement bi lillahi wa rasuli li ñu moom muy suñu ressource dañu taxawal ay sociétés ak ay doomi Sénégal yu ko mën a téye gérer ko waa Sen'Eau defuñu ci suñu ndox mi lu SDE mënul. dëgg la amul. te ñoom ñoo koy def sax suñu ingénieurs yi waaw. waa Aquatech bi fayeeku ndoxum kaw gi loolu man sax mën naa ko. wax dëgg yàlla mën naa ko. mën naa ko. mën naa am ni ne yaa mën naa recruter ay nit yoo xam ne gox bu nekk damay dem utale benn bureau pour ñu def ay facturation parce que fekk nañu lépp noppi fekk nañu waa OFOR def nañu lépp machine yaa nga fa comptabilité baa ngi doon dox lépp mu ngi doon dox. et li gën a graaw mooy OFOR da doon fayeeku ndox par ay 3 mois wala 2 mois mais Aquatech chaque mois mu yónnee la facture. boo la ci gën a cher man fay naa facturation OFOR man personnellement ñetti factures yu tegaloo wax la ni ñuy comprendre ci côté kaw gi des fois sax ñu indi la facture fayoo ñu jël boobu rajouté waat ko ci beneen bu njëkk ba xam nga yokkaat somme bi ni la lii nga war a fay léegi lii nga ci yokkaat lii ngay fay loolu xam nga ndimbal la OFOR da ko doon def parce que Sénégal 100% Sénégal la waaw nga toog 2 mois dem fay li ngay fay lépp du mat 5000 d'accord Aquatech ñëw benn weer
te ni ñuy joué ci jour yi moo ñaaw. dañuy def 30 décembre. ba 2 février. 30 décembre 2 février. yow nga yaakaar 3 mois la décembre tëb janvier. ñëw février. boo def calcul ngay foog ni. 3 mois la 3 mois wala 2 mois. benn weer la 30 décembre ak 2 février ñaata weer la. benn weer ak 4 jours. waaw ñu indi la facture 8000 et quelques. ci facture boo xamante ni loolu day taxawaayu pratiquement 4 ba 5 mois 6 mois. c'est vrai man mii rek démb ñoo ngi ma bëggoon couper ndax 50 000 te pourtant mois passé fay naa lu toll 50 000 pour ce jeu de mots là. pourtant kër gi pour ñetti nit wala ñeent. kon nag c'est très grave. c'est très grave kon nag mi ngi noonu mbir baa ngi nii. kilifa yi xam nañu ko xam nañ ko kay li ñuy wax nii. dañ ko seetaan. ñooñu ko gën a xam. dañ ko seetaan lañ ci def. mi ngoog Aïcha dañuy duggaat suñu ay rubrique professeur waxal ak sa ñii ñu bañ a ñu seetaan. dañuy xiif mar rafle. mar de MC yàlla buñ fa yegg. Aïcha développement personnel moom la ñuy dalal tout de suite avec professeur Danfakha. Aïcha, professeur Danfakha, nous parlerons aujourd'hui de l'utilité des ennemis dans nos vies. Maanaam képp koo xamante ni mooy sa ennemi rek utilité bi mu mën a am ci sa vie. mooy ban xam nga loolu paradoxe la j'aime beaucoup ce thème là parce que waxtaan boobu souvent dañuy yaakaar ne noon mënu la indi dara mais bala ma xuus ci thème bi dañu bëgg toujours ñu préciser ñaari affaire ni ko Jean-Paul Sartre di waxee ku lay torox sa noon waroo ko may cër waroo ko bugg parce que saxu leen ko donc loolu c'est important c'est pas parce que damay wax ne noon am na njariñ ci doomu aadama que dama bëgg wax ne noon dañ ko war a respecter wala dañ ko war a bugg déedéet mais am na njariñ ça veut dire que sax boo nit bu la indi posne sax mun nga ko njariñoo soo xamee ni posne la mun nga ko njariñoo donc c'est important ñu leeral loolu comme Jean-Paul Sartre lu mu ko waxee koo xam ne da nga nekk victime mooy Jean-Paul Sartre bi moom dafa ne j'ai les victimes qui respectent leur bourreau c'est français la mais nekkoon benn révolutionnaire bañkat la woon te ñi bokkoon ci ñi xeex colonisation en Afrique ci la bokkoon donc c'est extrêmement important ñu xam loolu alors déjà pour ñu xam lan mooy noon noon ci boppam mooy koo xam ne daf la bañ mooy koo xam ne lépp loo def il faut que mu uti lu mu ci sànni suuf daa day di gàllankoor mooy koo xam ne bugg la gis nga disparaître moom moo ko gënal gis nañu temps yële mu amoon benn débat quand le juge Samba Sall est décédé mu am ñoo xam ne ñu nekk fi di def yenn commentaire noonu dafa nekk koo xam ne dafa la bëgg a toroxal teg ci kaw sa kaw lu métti dina dem sax ba bëgg la faatu waaw mooy par exemple da ngay gis ci guerre ngay jël ay avion di dem bombarder ay nit loolu sa noon rek moo la ko mën a yéene donc c'est extrêmement important alors lu tax nag noon di bëgg di def noonu alors en général lu tax loolu am mooy noonu day xalaat ne nu mu la bëgg a def noonu dafay xalaat ne yow noonu nga ko bëgg a defee dafa xalaat ne da nga ko bañ dafa xalaat ne da nga ko bëgg a toroxal da nga xalaat ne da nga koy def lu metti donc moom dafay fayantu ak yow donc ñaari affaire moo tax noonu di xeex mooy benn bi dafa bëgg a fayantu ñaareel bi dafa fiir donc ñaari aspect boobu mooy indi noonu fiir c'est-à-dire mu gis loo xam ne ci yow moom amu ko mu lay fiire donc mun na dem waaw ñee la mun na dem daanaa gis ay situation yu extraordinaire ci ay groupe de travail yu ñu am day am benn xale bu jigéen bu rafet buy ñëw ñeneen ñi xeex ko lu mu wax rek ñu ne du noonu alors boo demee ci biir dañuy gis ne kooku rival la donc dañ koy xeex donc ça veut dire que ñaari aspect boobu moo tax ñu am ku nekk am noonu alors par contre fu loo xam ne doomu aadama waru ko def kenn mënul bañ am noon c'est-à-dire koo xam ne amul noon mooy koo xam ne deful dara c'est-à-dire sa àdduna nga banque sa loxo doo def dara nga bëgg ko nga bañ ko di nga am noon mais ñun suñu bopp su fekkee man moom damay jox conseil ci doomu aadama damay wax ne am noon amul benn njariñ daf lay ndaxsal daf lay tardel ci àdduna mais comme am na ba pare noo mën a jëfandi loolu parce que noonu xam nga loolu mooy njariñam benn bi boo amee noonu day tax nga yee doo nelaw boo nelaw rek mu fagaagal la
donc ça veut dire que daf lay tenir éveillé da ngay gën a moytu mooy benn bi ñaareel bi boo amee noonu da ngay xam exactement loo war a def parce que noonu lu mu bañ soo defee loolu xolam dana gën a bon donc dana tax yow nga xam exactement li baax ci yow parce que lu bon ci sa noonu rek loolu baax na ci yow saa yoo defee benn affaire nga gis say noon ñu koy naxarlu ça veut dire que loolu baax na ci yow ñetteel bi mooy su fekkee am nga noon da nga war a fexe ba noon boobu mu bañ laa maanaam doo découragé doo gaaw découragé c'est-à-dire lu tax nit nekk endurant lu tax du gaaw bàyyi parce que day wax ne su ma bàyyee rek noonu yi reetaan donc lu fekk nga am noonu ku xam ne am na noonu su fekkee da nga gaaw di bàyyi rek da nga wax ne su ma bàyyi rek noonu di reetaan donc da ngay continuer di góorgóorlu pour dem ba fi nga war a dem donc su fekkee amuloo noonu de temps en temps da ngay def rencontrer ay jafe-jafe nga ne léegi dama koy bàyyi mais soo xalaat wax noonu rek wala nu ñu la reetaanee moom moo tax ñu bari dañuy dem ba jeex donc dafay mel ni le fait nga am ay noon ci àdduna su fekkee xamee nga ko parce que il faut nga xamee noon tam su fekkee xamee nga ko donc daf lay permettre nga gën a nekk un combattant nga gën a xeex nga gën a góorgóorlu ci sa dund pour nga mun a pour que sa noon yi ñu mun a rus donc loolu am na solo loolu tax ñu mën a wax ne pratiquement noonu baax na ci doomu aadama mais nag ay conditions benn condition bi mooy nga xàmmee sa noonu ñi bari nag du ñu xàmmee seen noonu du ma déggee ay sénégalais ñuy wax ne France sunu xarit la état français laa wax de suñu nee sunu partenaire la sunu xarit la je me suis dit que ñoom xàmmeewuñu seen noonu nit nag boo xàmmeewul sa noonu mënoo ko xeex alors ñaareel bi tam mooy nga bañ a sa noonu nga bañ ko soraale. c'est-à-dire que sa noon bu nekkee sa ginnaaw wala bu nekkee ci côté yi doo ko faale fi ngay jànkonte ak sa noon rek mooy su nekkee sa yoon c'est-à-dire dama bëgg a dem ci sama kanam nii mu taxaw ci sama kanam boobu da ngay xeex ak moom mais ginnaaw loolu su nekkee ci wet yi di la sandi xeer di la wax dara da ngay continuer di topp sa yoon boo wàccee sa yoon rek sa noon dafay am ndam ci yow donc loolu yooyu mooy condition yoo xam ne vraiment dañ ko war a bàyyi xel pour que noonu yi ban ñu retaan te loolu am na solo tam pour ñu soraale ko. parfait en tout cas noonu moom dafay yokk borom jom. fit ak fayda ci boppam. tout à fait loolu la professeur daal di gën a yaatal rek ngir ñu gën a xam nit ki waru ko ba bañ warul bañ noonu léeg-léeg nag nga wéet sa néeg jooy nag ay way noonu ni sonal nañ ma. waaye nag tamit jaru ko. doole la. ba baax de. lawlaa wujudul aks la ma kaana lil maana maanan bu fekkoon woon du noon bi nga xàmmee ba ràññeeku. ki la bëgg du am valeur. waaw dëgg la. ki la bëgg cofeelam day am valeur. bi nga xamee ne am na existence noon. donc loolu mooy avantage u noon bi ci des mu ni itam noon day tax nga nekk insaanu zaki day tax nga muus. waaw noonu day tax nga muus di nga xam noo koy moytoo. di nga xam nooy redoubler effort ba li mu bañ nga am ko. dëgg la fi ñu ni du fa yegg nga yegg fa. waaw yooyu yëpp noonu mooy tax wala fi dañ koy lépp sama yaay def ma daan wax naa ma dafa am ñaar ñu soccu. fexeel ba faaw dina am kenn ku reetaan nag. yow na sa njàmbaate mooy reetaan loo kenn ki mooy jooyloo kii des. soppe dafay soccu noonu dafay soccu. waaw boo nekkee jàmbaar génn ci sa soppe dina reetaan. boo nekkee yambar nekk yaafus. sa noonu reetaan. waaw c'est à toi de voir. c'est à toi de choisir li ngay voilà waaw. merci beaucoup en tout cas mi ngi noonu la leçon du jour. ci weeru koor gi képp ku doon gis sax nit ba koy bañ xamal ni yàllaa ko sàkk. te bi mu koy sàkkal wërsëgam. xëy ba jiitu na juddoom jiitu xëy na sax sa juddu yow bu fekkee ni moo la mag kon nag ngeen bàyyi xel bu baax a baax ni suñu borom mooy séddale te itam noonoo bi nañ ko bàyyi moo gën. moo gën moo gën waay bu dul lool rek ñi ngeen di noonteel dañ leen di raw parce que da nga leen di may chance da ngeen di sax léeg-léeg sax yàlla bu namuloon dara ci diw ni da nga koy puus mu ne aca mu puus ko ca kaw ca kanam surtout bu nekkee ab jàmbaar góorgóorlu kat bàyyi leen lii aca merci beaucoup professeur Danfakha sur la toile le thème est bien accepté kii def na ci 1 million décortication d'un ennemi nee na may na la ko ci 1 million indil 1 million yi dëkk bi dafa mat indi xaalis
dëkk Macky ngay wax. daa Macky bi mu ñëwee la téeméer bi ñëwaat. te amatuñu ko woon dëgg dem na jëli xaalis mais fan yii nag xanaa gisoo mburoog soow mi. mburoog soow mi saxul dara amul suukar we xat la.